ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Puro Valda. Valda Afrique ak Puro Valda ñoo leen di may seen émission rétro sport. asalaamaaleykum sunu mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci rétro sport rétro sport bu yaatu nag boo xam ne tamit dinañ ci waxtaan ci wàllu football bi ci Ligue 1 bi ak Ligue 2 bi waxtaan tamit ci wàllu tournoi bi nga xam ni U20 yi ñu ngi koy def fële sa Égypte Sénégal doon joué tey ak Liban gagné Liban ñu waxtaan tamit ci li nga xam ni mooy assemblée générale bu fédération sénégalaise de football ndax xam ngeen ni tamit am na ñaari candidat déjà déclaré muy président Augustin Senghor ak tamit Madi Touré xam ne mooy président génération foot ñu waxtaan tamit ci Europa bi ndax tournoi bu mag a mag la ñu gis équipe yi nga xam ne dañ leen doon séntu ñuy am ay jafe-jafe ku ci mel ni France ak ku ci mel ni Portugal muy tournoi boo xam ne tournoi bu doy waar la donc kooku nañ si waxtaan bu baax a baax ci match yi ñu war a dem surtout mercredi ci diggante France ak Portugal ñu waxtaan tamit ci basket bi ndax final coupe du maire bi joué nañ ko ba pare ville de Dakar moo ko gagné ñu mujj nag ci làmb ji ndax tey dañu am invité bu mag a mag muy Khadim Samb moom ku ñu làmb Sud FM moom ngay wax ndax mu jëkk a liggéey ci làmb ji fii man ma fekk ci ko ci maay magam sax waande ci liggéey bi moo ci sama mag ndax fi laa ko fekk mu nekk sama xarit waaw xaritoog samay doom yëpp bu ñëwee kër ga xale yëpp ay plongé ci ko naan ko Khadim mu naan la déet bàyyi leen ma man safee sama doom juruma leen ñu war a waxtaan ak moom ci làmb ji xam nga ne Khadim promoteur la te it ay làmb yu mag la fi tëgg gis ngeen làmb ji mu fi tëgg daaw wante comme que du koy nangu échec ak ñàkk jariñu ak xale bi nga xam ne mooy Aliou Seyde problème ba fa amoon moom la Khadim di tontu nag dina combat bu mag a mag boo xam ni ku ko seetaan sa xol sedd nga fàtte démb kooku nag mooy sunu invité tey muy na ku sawar ci liggéey ndeysaan ku am yéene maag moom daa ànd dama daan dem ba nooy Khadim defal ndànk ñi ñuy liggéeyloo ñu nga seen climatiseur yi tëdd di nelaw ñu nekk ci naaju Khadim rek leen waaye loo ko sant rek day dem ba jeex kon man am nañ mbégte bu mag tey jii nga ñëw fii ci rajo bi surtout nag ma bokk yow plateau bi parce que yàgg nañ ko bokk ñuy wéttalinte moo tax bi ñu demee ba bokkatuñ ko wéet day am ci yow am ci man kon bu yàlla defee tey Samb ñu ñëw fii nag dajawaat ci antenne bi war a waxtaan Sénégal yëpp ay bëgg kon li ñuy def mooy d'abord ñu ngi lay nuyu Samb. jërëjëf Alaaji Papa Dieng suma mag suma xarit comme ni nga ko waxee maa ngi lay ndokkeel bu baax di la nuyu di la ñaanal yàlla sunu borom may la gudd fan gu ànd ak wér di wax ni yow rajo boolee tunu ma ak yow ndax danga maa defal lu ma benn géwél defalut ci Sénégal géwél defal nañ ma lu ne de waaye jur doom mu am ñetti at nga bàyyile ma ko mu dem ba am ñaar fukki at ak juróom jëkkër dikk nga ne la ma waxan du ma ko weddi loolu jëng dafa rëy maanaam nga bi nga ko waxee su fi am ñetti at bu demee ba teraanga dikk mu jàngi ba dellusiwaat am ay diplôme nga ne ko la ma waxan dindi naa ko waaye loolu nga yeesal kon maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla may la gudd fan gu ànd ak wér di ñaanal Awa Seex mi nga xam ni mooy sa soxna xam naa nag Awa Seex ay sama doom waaye nag Youssou dafa dugg ci peloton bi dugg bu méttee métti Youssou Dieng sa doom sunu doom heure bu nu dajee lépp lu mu la war a defal ci wërsëgam dina ma ko defal te kenn du ko yëg barke Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi koy ñaanal Dieng yàlla na yàlla guddal fanam di am mbégte mu rëy tey ñu bokkaat émission bi nii di la ndokkeel barki démb ci bés bu rëy bi ñu la tuddee ndax wax naa ni Alaaji Papa Dieng nit bu dëkkee ci am réew juddoo fa màgge fa jamono dox bañ jël bés tudde ko àddina bépp yëg ni moom lañ ko tudde am réewam yëg ko loolu cër la boo xam ne bii yàlla suñu borooma la ko jox waaye da nga koo jëf ci sport ndax bi nu jëkkee dem ci làmb dama laa laaj nga ni ma stade Demba Diop maa fi jëkk a dugal bii modeste tax waaye loolu taarix la warat nañ koy waxtaane jamono ju ne ci réew mi kon football damay wax ni métier boo ko doonee da nga ciy am facilité kon maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di amaat mbégte tey ñu toog ci biir émission Sud FM ma jàkkaarloo nag ak suma élève
bu tëradi koo xam ni xale la boo xam ni maa ngi koy ñaanal muy El Hadj Malick Ndiaye ndax sud xam nga seen la lay dëgg la ndax ki nga xam ni moo ko sosoon muy Babacar Touré ma demel Fatma Dieye ma ca gànnaayu tubaab yàlla na yàlla yeesal leeru bàmmeelam kenn du moom jàmbaar jooju daf ñu doon wax ne ni xaadim ma naa mu ni ma wutuma ay subordonné ay collaborateur lay wut lay ndeysaan loolu la doxal bugguma surga bugguma surga Serif Alwari say liggéey li mbar a liggéey ba dem ñu jox Latif Coulibaly lay ndeysaan sëti ma ba joxu boobu cim Abdoulaye wala ma taxu ma ca Banjul cim mu doxal ba doyal jox Omar Diouf Fall mu ñëw nag doxal moom itam ñu indi nag sunu rakk ju baax Baye Umar Gueye dëgg la xale bi nga xam ni li ma dala ko dal buggul échec bu naree échec day dafay daanu ay gangri dëgg la jub lool baax lool amul caaxaan gore lool kon Baye Umar maa ngi koy nuyu amul caaxaan El Hadj Malick nag boo gisee su ma toogee ak moom damay xam ni li ma liggéeyeen yàquwul jekk ndax Fall daf ma waxoon ni ma booy naa soo liggéeyee lu bari ci àddina defar ko soo ko bàyyee ku bon day yàqu lay dëgg la waaye dama soo ko bàyyee ku baax dafay yàqu moo tax El Hadj Malick maa ngi koy ñaanal yàlla may la fan wu gudd yóbbu naa ko fu ne ci Sénégal làmb jurul di jinne yóbbu naa ko ci ndax xam nga moom waa Kaolack la man may waa Mbàkke yow nag yaa juddoo Ndakaaru yaa fekke Boy Naar Fall yaa fekke Mbaye Guèye Tigre de Fass fekke Maam Góor gi yaa fekke Thérèse Ndir ak Thiaw Mbaaw ñoom lay dëgg la yaa fekke Gàmmoog Mbeex yaa fekke Séni Mbaye Ndiaye lay dëgg la ak Papa Kan Caaroy bu moom kan yaa fekke Père Tene lay ndeysaan ak ñàgg kere muy bëreeg faalay bandi te fel bopp faalay ak digganteem ak dul bakka saar ak takkusaan ak Mbaye Guèye sa waaja ak Amadou keroog ba nga ko gemmee dikk ak moom Baye Gaynde keroog tam dajeeg Souleymane Diaw takkusaan nga ti mu dëng ñu muur ko delloo Faas lay ndeysaan moo tax ma ni Babacar yàlla na yàlla guddal fan ak ay ndaanaan saa bu ma saa gaañu balaa gaañu bee sedd mu def lëf lay dëgg bu ko ma sa gaañ daan na la dëgg la kon tey daal rétro sport bu mag a mag a mag a bu ala daw mi di wax nag ni Malick yéen ñiy déglu am na secret bu ma bëgg a violer bu fekkee non non loolu bëgg wax loolu du wax mooy nga ni tuub naa waaw tuub naa d'accord jeex na jeex na voilà Pape Dieye wax nga ko léegi yow ñu dugg ci sujet bi Pape dañu war a commencer ci làmb bu ñu tëgg xam nga moom tamit promoteur la waaye jàngatkatu analyste la ci làmb ji ku mën a jàngat làmb ga d'abord yow promoteur nga gis nañ ne Covid bi daaw dafa laal làmb ji bañ taxawal ko ren ji gars yi jóg di yëngatu yëpp fan la Xaadim toll ci làmb ji ren ji nii pour ci wàllu tëggam làmb yaa ngi ci mbala fan nga toll waaw xam nga man Covid bi ñaari promoteur aman man maa jëkk a annoncé wu ni bu promoteur ne bu ministre bi joxee ndigal dimanche prochain ma tëgg wii kaloo waaw maa waxoon loolu yaakaar naa ni élément yaa ngi fi ci télé ak rajo yi yàlla sunu borom dogal suma mag suma xarit maa ngi koy rendre hommage di ko nuyu muy Gaston Mbengue ñëw dab si ma moom itam bi mu dellu siwaatee mu daal di taxawal ay combat dafay tëgg wii kaloo parce que man dama doon tëgg wii kaloo gratuit ne kenn du jënd ticket kenn du jënd perpétué kenn du jënd dara dama koy rendre damay wax restez chez vous loolu moom laa di Xaadim foo jëlee loolu foo jëlee xaadim da ngay jël investi ko doo ci am dara foo ko jëlee Xaadim xanaa nag léegi nag da nga am teen déedéet xam nga awma teen dama am ay xarit xam nga sponsor affinité la waaw teen la kóolute am na ñoo xam ni teen la seen yoon nekkul ci làmb te da nga bëri nitu qualité looloo tax parce que dama ne leen Covid bu toll nii am ci Sénégal nga toogloo nit ñi il faut que ma indiwaat bés boo xam ni bii damay woo télévision yi ne Sénégal yëpp ñëpp def direct xam nga loolu laa naral rajo yi def direct télé yi def direct mu nekk démocratie kenn ku ne jàpp seen bi nga Xaadim loolu kii bi budget bi dina mag de waaw dina mag mais xam nga man ñi may bëreeloo dañu di ay ndaanaan ba pare ci jamonoy Covid bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga wax ne kat papa Covid bii am nga bëgg a def rester chez vous pour bëgg Sénégalais yi bëgg fàtte Covid bi seen xel dal bu fekkee dama war na bëri ci 4 millions danaa la bëril ci 2 millions 500 wala 3 millions. ndeysaan xale yi loolu la ñu waxoon. dëgg la loolu tax nag bi yàlla dogalee Covid bi jeex ñu ubbiwaat stade yi ma continuer nag comme li nga waxoon taxawal combat boo xam ni bii mooy 2e édition drapeau président Macky Sall. muy bés boo xam ni bii jàpp naa ko le 7 août régularisé naa combat bi joxe naa caution 1 million jënd naa licence fii may wax ak yow kere bi may dem di yóbbu avance yi mbër yi dama yóbbaale reliquat seen ma yow rek yaa mos a indi avance indaale reliquat waaye loolu xewu fi delloolu reliquat bi ca banque ba bés bu jot nga dellu siwaat donc 10 combats yëpp jot nañ seen avance. fan la combat bi di amee.
arène nationale incha allah le 7 août ci kàttanu yàlla. incha allah bu soobee yàlla. mais li ma la bëgg a laaj Khadim. à part sa xarit yi. ñan ñoo lay ñan xam nga xarit d'accord xam nga xarit sponsor dafa laaj làmb dafa laaj xaalis. waaw xarit xanaa xarit bi am ay 30 millions ah man gisuma ko fii. non dama am xarit am ay entreprise yu lay sponsorisé. di sponsorisé. ndax sponsor xam nga Alaaji Papa Dieng mii tey bu ubbee usine tey. lu usine ba mën a def même bu fekkee ni usine buy jaay gerte la su ma ñëwee ne ko damaa bëgg nga sponsorisé ma sponsorisé ma. loolu tax dama am ay xarit. yoo xam ni yii. maanaam réseau ak carnet d'adresse. carnet d'adresse ku mel ni Sedima. sama yooyu suma sponsor principal ku mel ni Ndoukoumane construction ak Ndoukoumane transit. ku mel ni EDK Dembaka. ku mel ni Lonas nga xam ni tey jii sama dooma fa nekk sama xarit dafa nekk. ak ñeneen en tant d'autres loolu moo taxoon. ñooñu yéene bi ma amoon ci Sénégal bi toog këram te ñu ne ko bul génn mu taal télévision commencé 3h di bég ba 23h làmb ji jeex parce que culture laay boole ak làmb parce que làmb sport bi 3 minutes 4 la culture bi mooy commencé 3h ba 20h ba arbitre bi soufflé. xam nga loolu bëgg la tax ma jox Papa Dieng. yow reporteru làmb nga woon. nga jékki-jékki nekk promoteur. lan moo la dugal nga nekk promoteur dangaa dem ba amatuloo profité ci reportage yu làmb ji da nga cee doyal def nga lépp wane nga sa mën-mën lépp nga def lu tax nga yow rek bàyyi reporter làmb rek dugg nekk promoteur lu tax. man bi may nekk promoteur Gaston Mbengue amut sëñ Modou Niang amut lii amul Gaston production mi ngi may dégg parce que par modestie c'est mon grand frère Gaston production maa ngi moom ñoo ko créé Kër Blanc Mbengue rue 7 angle 6 Kër Blanc moom Alaaji Mbay Mbengue ndax Mbay Mbengue ak Baye Xaali Mbengue ñoo bokk ndey ak Baye Baye Xaali jur Gaston Mbay Mbengue jur Blanc Papa Dieng xam na Blanc. kër Papa Gueye la Blanc. ñuy yendu Kër Blanc Mbengue. man Pape Mayel Diop. benn directeur u ADES. Gaston Mbengue Blanc Mbengue Idine Camara ñoo créé Gaston production 92 biñ ko créé 92 ba 94 maay taxawal combat yi maay arbitré mi ngi may dégg. dernier combat bi ma ko mujj a arbitré maa ngi ko arbitré Louga muy combat Birane Koumba ak Forman keroog Abdourahmane Sow boobu mooy ministre de l'intérieur Aminata Mbengue Ndiaye nekk ministre de la femme ñoo présidé keroog stade Albouri Ndiaye maa ko arbitré. lay dëgg. bi ci des mooy doyen na ma ne maa jëkk a tëgg Tyson fay ko 150 000 promoteur foofu la yem ku ma tëgg doon nga roi des arènes. doyen na ma ne maa jëkk a tëgg Yékini fay ko ñaar fukki junni stade Assane Diouf boo promoteurs yi xamuñu Assane Diouf mosuñu faa tëgg. ku tëgg Assane Diouf yàgg nga ci njaw li. maa indi Bombardier maa ko indi Dakar maa ko gis mi ngi may dégg Gaston may dégg dama dem làmbi Somone Mbapat. gis Bombardier muy bëre aw fas. daan Balla Beye 2 daan xel yi ba ñu jeex ma ne ko noo tudd mu ni ma Serigne Dia. ca ëllëg suñu war a final ma ñëw maag Gaston ñu ànd booba Gaston mi ngi yor R5 2 portes. xanaa yaa ko wax Gaston. maa ko wax pour ñu dem final ba. maa ko yóbbu ne ko nañ dem seetaani Somone mu taal oto ma gaare boobu 505 laa yor ñu dem Somone ci guddi gi maa téye ci loxo Bombardier ne ñëwal kii sama mag Gaston Mbengue la tudd mooy tëggat làmb bi xew ci jamono. Gaston ñu ko yëkkati 5000 francs jox ko ni ko bu subaa nga fekk ma Dakar bët set Bombardier ñëw boobu tuddagul turu Bombardier. Gaston am na mérite ci làmba laaj. turu Bombardier yi moo ko tuddee Bombardier Serigne Dia la tudd. Serigne Dia waaw. bët set mu dikk jox ko mu ñëw seet si ko mu boole koog pailleur ni pailleur dama lay jox sama litre bi. ndeysaan. bi mu ko dénkee pailleur yi ñoom ñaar ñoo créé turu Bombardier mu fay ko ñaar fukki junni jox ko alaaj jox ko Manga 3 mu daan Manga 3 ñu toog beneen dimanche jëndal mu daan ku ñuy wax Alaaji Nger. ñu toog beneen 3 jëndal Bira Sène bii nekk tey président CNC këf ko fi non kooku Tyson la yaa ngi dégg moom ci boppam moom Bombardier mu tegale ñetti combat dooru dugg grand combat premier grand combat bi mu njëkk a bëri ceet daf koo daanu. moom Tyson 2. Serigne Modou ñoo ko tëgg maa ànd ak moom. moom Tyson 2 moom Tyson 2. keroog bi ñu demee ba génn si njëkk keroog oto Serigne Modou dafa paan nu vérifié nu tëj oto bi woo karaandoo mu ñëw nu dem keroog Bombardier mi ngi may dégg yaayam yàlla na yàlla guddal fanam ak baayam keroog la ma yaay ni may naa la ko àddina ak àllaaxira ma ne ko mbër jombos bu tàng leex bi koy jëkkee du ko mujjee bés dana ñëw ba duma si jot ndax maa ko woon Gaston maa ko indi maa dem seen kër def reportage fi may wax ak yow maa ngeeg waxi waajuram bu jigéen maa ngeeg waxi waajuram bu góor. waaw ku soppee am borom. waaye lu sotti am borom. donc kon man doon naa promoteur doon naa arbitre maanaam sama cursus ci làmb li dal président Macky Sall dama ko ne ndey sus cardiste déggul juróom-ñetti ndokkule
cursus su président Macky Sall benn chef d'état amu ko du bu ñuul du bu xees mais képp kuy bokk ci tëgg làmb mbaa nga di ko seetaan sama cursus amuloo ko Serigne Modou Niang maa créé Mouniang production mi ngi may dégg sama rakk ju baax ji. xam nga fu ma ko créé. te yaru kër néeg Malick Gakou. Malick Gakou làmb rek la doon seetaan keroog bi nu dikkee kër Malick Gakou maag Serigne Modou may créé Mouniang production ñeent fukki junni lañ yor capital maa jëkk a tëggal sëñ Modou diggante Pape fay ko 100 000 francs non 75 000 fay simel 100 000 200 000 des 25 000 francs boobu làmb ji arène stade Iba Mar Diop amul fay amul dara fond de rek ngay fay. keroog Seynabou Thiam sama jigéen moo nu jox ñaari mbubb nu décoré mbër yi bala ñoo tudd ñu tudd làmb ji Fatou Mor Beldam Couture ndax Fatou Mor Beldam Couture ak yaayu Serigne Modou Niang ñoo bokk ndeeg ba kon wax dëgg yàlla Njaay promoteur nga promoteur ba nga ko nekkee du tey ba du tey boole kook di arbitré maa arbitré Birane Koumba Forman maa arbitré Alioune Diouf bi muy dóor Birane Koumba mu daanu maa ko arbitré Birane Koumba ngi dund maa arbitré Mor Nguer Birane Koumba Mor Nguer Alioune Diouf maa ko arbitré keroog Alioune Diouf daf ko remis mu toog combat yi ma arbitré du jeex donc arbitré naa tëgg na ay làmb bi gars yi dikkagul facilité laa ci am parce que lu ma ci bëgg a def yàlla defal ma ko boole ko avant may doon arbitre avant may doon promoteur Manga 2 soo waa ji 54 combat la bëre 50 combat yëpp bu ci ne bokk naa ci cumikaayam faral naa ko ñaar fukki at ak juróom ci 6 000 ba 35 millions sama cursus ci làmb moo riis dëgg la xëjul ci benn émission donc Pape Khadim ci nitu làmb la précurseur la li ma la wax dégg nga ko te nee na la lii muy wax am na ñu ko fekkee waaw mu tudd yi tur te ñu nee na ñu ngi koy dégg bu ko loolu ñu moo ko inventé déedéet dafa yàgg ci làmb déedéet mën na dem ko daan fekk ba mu nekkee ci débiteri ba temps yooyu Mbaye Guèye moo xew waaw dëgg la mais Khadim boobu moom séeréer yi la faral wallaay ndeysaan te nëbbu ko de déedéet su ma ñëwee di jënd si di bi commandé ba pare mënu ma grand làmb ji loo ko xam man ko non yow du ma waxtaan ak yow làmb parce que yow faraloo Mbaye Guèye dama ko faralul Mbaye Guèye mënu ma déedéet grand dama bëgg ñu discuter rek Fass rek la ñu waxtaan nga wax ma sa xalaat ma sama xalaat gis nga yàlla li muy def de ba ñu daje di def man ak moom làmb bu ñu daan def làmb man ak moom Alioune Sarr day ree ba tëdd ci suuf man na ko lu tax mu ni ma yaa Khadim da ngay may fàttali Ablaye Naar ak Mansour Mbaye mais Ablaye Naar dafa faraloon séeréer yi Mansour Mbaye faral Fass bu ñu bokkee émission ku ci nekk day feeñ mais sa diggante Khadim à chaque fois boo leen def émission kenn du xam ki ngeen faral xanaa Babacar Touré ko def man na ko bilaay xamoo sax li nga wax dafa ma taaj Khadim ni Khadim fii nga far Pape Dieng fii nga far maa leen ko gën a xam boo leen ma ko nëbbee xam naa ko mais comme samay nit ngeen dama bëgg lii ngeen di liggéey fi ngeen far bu mu feeñ kenn du Babacar Touré Khadim dégg nga li ma la wax Khadim ni ko président dégg naa ko munu ko nag doo wax Pape Dieng ndax dégg na ko Babacar ni ko jaru ko Pape Dieng ñooy ànd xam naa ko ni ma mën a maîtriser Pape Dieng mënu ma laa maîtriser mënu ko Khadim kenn mënu ko maîtriser kon tey jii bu ñëwee ndeysaan loolu yëpp ñu fàttali ko c'est parce que dafa yàgg ci làmb ndax ku ko xam rek fu muy liggéeyee ku ko fekk affaire làmb lay wax ak yow du wax affaire football du wax affaire basket du wax ak yow leneen làmb rek mais Fass ñu def ci Fass boobu sax Fass bi nga xam ne ci équipe gën a mag Dakar lu nekk Khadim tey jii invité nañ fi Abbas Ndoye mu toog tey jii Fass Fass nekk ay tolof Fass dafa ñàkk mbër dafa ñàkk leadership pourquoi Fass léegi mënatul am la mu amoon ba làmb ji dem dans la banlieue ay ñoom Balla Gaye téye ko ay ñoom Modou Lo téye làmb ji au détriment de Fass waaw xam nga làmb mi ngi mel ni ak mango garab day rag mbër da ngay dem ba ndaanaan yi ñi dañuy bàyyi làmb ñi dañuy sib génération la bu ko defee nag da ngay créé waat waaye fi mu ne nii ñu ngi ci yoon de am nañu xale boo xam ni ñaar fukki weer laa leen appal su ko dara jotul mu dégg roi des arènes di ñaar fukki weer mooy presque 2 ans 2 ans yu manqué 2 mois dama la ne ñaar fukki weer ñii bind nañu noté ñetti weer nañu noté muy kan du ko wax Serigne Ndiaye la yow Serigne Ndiaye numéro 2 waaw tax Khadim nga wax loolu dama xam qualité bëre ba mu yor ak physique ba mu yor ak gëm-gëm ba mu yor ak xel ma mu yor ci xelam mbër mais est-ce que am na bëre am na bëre bi Moustapha Gueye amoon ak Mbaye Gueye man na bañ a am bëre Moustapha Gueye mais dafay ëpp Moustapha Gueye doole ba daf koy ëpp arñe xam nga Mbaye Gueye Moustapha Gueye ko dàq bëri mais Mbaye Gueye gën a ñeme Moustapha Gueye. non Mbaye Gueye mu nga Moustapha attends nga ne Moustapha Gueye moo dàq bëri Mbaye Gueye ko gën a ñeme foofu du ñu benn Mbaye Gueye digganteem ak xanaa xamoo ni Mbaye Gueye dañ defee ne Sa Ndiambour combat bi gën a métti mais déedéet Souleymane Diaw 5 heures la ko dóor ba 6 heures ñu muur ko delloo Fass waaye def ne saa su ma ko jàppee waaye saa bu ko ma saa jàpp daal waaye bëri revanche ba amee gis nga keroog bëri ba mu bëri xoolal Sa Ndiambour ba muy dajeeg moom daf koy dóor deret ji nàcc ñu arrêté combat bi mu dem arrêté combat bi Mbaye Gueye sigu ñu ne Sa Ndiambour bu mu dem
arbitre yi génne seen responsabilité police génne seen responsabilité Alaaji Bassirou Diagne génne responsabilité am faal ne ko Babacar mu ne ko kaay faal booba mook seesmaan ci ginnaaw barrière la ñuy doon ñuy cerveau yi. mu ñëw ne ko Babacar mu ne ko dangaa afte doo daw moo tax saa boo bëree gaañu ndeysaan. ne ko xam nga nooy daane saa njàmbur tey mu ni ko dégg daal yi mu ne ko nu may def mu ne ko boo demee R4 bi gën a gaañu jox ko nungul mu dóor ci crochet droit am benn ñaar bu troisième bi laasee xel ma day dal nga wàcc piyote fil bopp bi boo dikkee poqtaan bi da nga koy teg ci sa biir poitrine bi da nga koy teg ci sa bopp mbay ngay ñëw teg pied droit jox R4 bi gën a toj saa njàmbur dóor benn crochet droit saa njàmbur droite la woon dóor droite dóoraat droite lancé mbay ngay wàcc tungoom ko yëkkati ko ba taxaw dóor suuf keroog la dégg tigre de Fass coowal mbay gi ci saa njàmbur la jóge waaye combat bi gën a métti ci àddina mi ngi ko bëree ak Souleymane Diaw dëgg la ndax Souleymane Diaw dafa mën na xeex te ñime te dëgër ba pare bari doole te mbay gi daawul daw mais pourtant Pape ñoo nekk Fass Mbaye Gueye sax bien vrai que dem na retraité. Mbaye Gueye il est malade. non retiré na léegi mais am na ay il était là-bas. mais ñoom bañ ba léegi Pape amatul gloire boobu Pape amoon. Malick doucement d'abord Mbaye Gueye neexul remplacer. Mbaye Gueye dootul am. Pape Dieng par modestie. non d'accord naa. Mbaye Gueye dootul am xam nga tax Mbaye Gueye dootul am. dëgg la de. Pape Dieng mi ànd ak moom ci kawar gu ñuul ba Mbaye Gueye bàyyi bëri xam na ne Mbaye Gueye dafa amoon jom buggul échec. lay dëgg la dafa am siru mbër. musul def xinimini. jamais rek. lay dëgg la. Mbaye Gueye bu fekkee sax xam na ne mbër mii lu mu yàgg-yàgg dana bëri moom bu ngeen daje bokku nuyoo doon fay. buy dee sax du daw. amul xinimini. li nga wax dëgg la. loo taxan mbay dootul am raasu Mbaye Gueye raasu faga 2 faga 1 Pape Kando je te dis. yaa ngi dégg. Mbaye Cissé yaa ngi dégg ku mel ni Sadio Camara. Assane boobu Assane Niane boobu raasa amul. Chessman Papa Dieng balaa ki nekk ci ginnaaw booba noonu la tudd. léegi nag bëggatul balaa ki mais booba tur woowu la doon tudd. ak ku mel ni Ndioba Diaw. parce que staffu Mbaye Gueye ak staffu Manga mbër dootu ko am ci at. lay dëgg la mais Pape man li ma la bëgg a laaj ci Fass tuuti xam nga ñooñu ñëpp yaa ngi wax ne xaar nga xool am solo nee na pratiquement race mbër yooyu amatul léegi. non race mbër yooyu amatul. dëgg la mais pourtant à un certain moment lui il était dans le staff avant mu retiré wu pour raison de maladie il était dans le staff de Fass. waaw d'ailleurs c'était le directeur technique. li am bu ñu doon def sax Fass bu ñëwaan toog tout le monde dañu nekk derrière c'est lui qui donnait les consignes. moo doon wax nii la ñu bëree tableau boobu nii ngay def nii ngay def. ensuite ñu am Moustapha Gueye. am na fa nekkoon ñëpp kon Fass problème mu mbër la am. problème mu dirigeant. ba léegi Fass lamb amul problème mu mbër. problème mu dirigeant la am technique. mais du finance. mais Moustapha Gueye moo directeur technique. non Moustapha Gueye directeur technique. waaw. na Mbaye Gueye tale woon Fass dëgg-dëgg Moustapha Gueye taleetu ko Fass. Moustapha Gueye c'est un animateur. ma ngay xool suba lu muy wax ca télévision ba wala lu muy wax ca rajo ba. xam nga dama lay wax ne la dama bëgg nga déglu ma bu fekkee dañu bëgg a wax lu leer. man nag ni ma ko jege laa koy wax ak ni mu amee. non bien sûr te kenn du ma weddi. gis nga crise bi am ci écurie Fass. moo am écurie Séréer tas na. moo am écurie Waalo. waaw. yaa ngi dégg moo am écurie Mermoz. xanaa xamoo ne lamb ji am na jamono mu nekk ci loxol écurie Séréer. waaw ñaari écurie yoo amoon tànnaas. Fass ak Séréer yi rek. neex na. bu Robert Massa dajeeg Mbaye Gueye dañuy naa daanaka couvre-feu day am. Robert xoolal diggante Moussa Diame bi El Hadj Bassirou Diagne tëggan digganteem ak Robert. Séréer yi bëre. boobu Senghor dafa woo xaar Coumba Ndoffène woo Grand Serigne de Dakar woo ku ñuy wax góor gi Alioune Diagne Mbor woo ku ñuy wax Abdoulaye Fafana. ministre de l'Intérieur ne leen combat bi bu mu am ne Grand Serigne. ñaaree am wax ma li nga ci dépassé ma doublé ko jox la ko waaye bu ñu bëree Grand Serigne ne ko maa lay waatal ne xat du damm bind signé mais écurie Séréer boo xoolee tey. xoolal Robert Diouf doom yi mu am ñu di ndaanante kenn déggul daal. te àddina nga xam ni écurie crise bi écurie yëpp am crise boo xoolee bi Fass di xew écurie Double Less xewutan. waaw école de lutte. école de lutte xewutan. bal bi écurie Waalo di xew. ndax écurie Waalo xanaa xamoo ne écurie Waalo ci ñoom la arène sénégalaise tojee diggante Mbaye Gueye ak Alioune Fall 73 yooyu boobu raasu mbër amatul benn ñaar mooy dirigeant yooyu amatuñu parce que dirigeant yooyu ñoo yilifan mbër yi dirigeant yi nag mbër yi leen yilif carrément looloo am xam nga ne Mbaye Gueye bi ko xam nga Mbaye Gueye ku jëkk a nekk ménagère ci àddina góor gi bàyyi kii xulle Seydou xulle moo jëkk a engagé Mbaye Gueye ci àddina booba jamono Mbaye Gueye xam nga lu mu am bàyyi Seydou Khoule dem Sandaga toog ak Ngañ Caam Samos Alaaji Papa Dieng ak Seck Montar ñoom Moussa Thiam ak Cissé ak ñoom Cissé ak góor ga ndeysaan
waaye góor ga waaye ndeysaan waaye ku mel ni Basirou Fall ndeysaan boobu dañu amal ay bailleur boobu xam nga fu ñuy taxawal làmb Malick Sandaga xam nga mbër mi lu muy am jël naa avance démb dimanche prochain ngay bëre mooy nga ne d'accord doonu indi bàyyi xam nga Double Less mii ku ñu wax Paate moo ko engagé ci 3000 francs ba yóbbu ko ci 800000 kër gii ñuy wax arrêt Double Less Paate tabax na ko ba mu yegg te Double Less xamut ne am na kër. donc Pape manager yàgg na ci mbëri. ah bien oui bien sûr manager yàgg na ci. ñoo mais mës a ànd. manager yooyu ñoo mës a ante ñooñu Alaaji Malick Ndiaye ñoo yilifan mbër yi. waaw mais ñii xam nga ñii lu ñuy def mbër mee waxaale combat ba d'accord da lay loué yow manager bi nga yóbbu sa carte ak sa carte d'identité jox la xaalis bi nga jox ko mu jox la li nga mu jox la lim lay jox nga dem loolu amal mais pourcentage da nga defee ni mbër yi ñu ngi jël joxe pourcentage léegi amatul. du ñëpp de. boo xoolee léegi mbër yi ku dégg daal di ku romb 10 millions sa baay feeñ ak sa ndey feeñ ak say nijaay Double Less ku gore la xamoon naa ni foog yàlla fay ko. ndeysaan soose yi dañoo dajaloon ni ko olof bi nga jox sa bopp di bëre rek te xamoo li ngay bëre xamoo fu mu koy def muy leen Paate ma jàngal wolof duma ko bàyyi feek mi ngi dund buntu bàmmee la ko tàggaleeg Paate ndeysaan waaye Paate yàlla suturaal ko bala moo génn àddina ñu ànd kere bi mu yóbboo Double Less ne ko kër gi yaa ko mu def ko ne danga may nax à part Birahim Ndiaye ak tubaabu joor ak Robert Double Less bokk na ci mbër yi jëkk a am kër ci bëre ci làmb ñeent xaalis Paate yi dajale boobu tonu ciment 6000 francs lay jar kër gii ko Paate jëkk a defal fibre ciment la xam nga kër googu ku fa mujj juddoo doomu judduwaatu fa Balla Gaye 2 xam nga kañ lañ ko ngéntee Pape Dieng li ma xam ci làmb dafa bari Balla Gaye 2 mooy doomi Double Less ji mujj juddoo ci kër googu ñu ci des ñëpp juddoowuñu foofa ndeysaan moo mu nekk champion. moo tax mu nekk champion keroog bi ñu koy ngéntee man mii le ministre de la jeunesse Abdoulaye Diop Makhtar yebal man ak Ndofène Fall ak Riche Niang noo fekki Double Less tey Alaaji Papa Dieng mbëri yàgg naa ànd ak homme politique yaa bon bien sûr xool tubaabu joor ak Tanor. xool tubaabu jorog du jiitu xoolal Bosco nay dëgg ak góor gi Alioune Diagne Mboor ñoom Mbaye Guèye ak Lamine Diack. Mbaye Guèye ak Alaaji Lamine Diack Robert Diouf ñoom nga xool ko ak xaar Coumba Ndofène ñoom ak Samba Gueye. ak docteur Samba Gueye xam nga Robert docteur Samba Gueye ñoom ñoo ko yóbbu mu nekk éducation physique police ak Ndeye Samba Mbaye Diop Faye. ak Ndeye Samba Mbaye Diop Fari yaayu Babacar nen ne. ajaratu Ndawa Ñang ajaratu Ndawa Ñang ajaratu Seynabou Gueye Ndete ajaratu Aram Diène dinaa la woon photo boo xam ni ajaratu Ndawa Ñang ak ajaratu Seynabou Gueye Ndete ak yaa Aram Diène ñooy décoré Robert Diouf kooku union régionale bu parti socialiste ñoo tëggoon combat ba. ñoo tëggoon combat ba mais Pape est-ce que tey jii lii on peut revivre ces mêmes moments mën nañu ko revivre ak. waaw non c'est pas facile mooy li la Khadim wax parce que Fass na mu meloon pour mu amaat ko dina difficile. dañu baroon ay champion à part Mbaye Guèye. waaw déjà tubaabu joor nga fa woon. waaw Mor Nguer nga fa woon. Birahim Ndiaye nga fa woon. Mbite Ndiaye nga fa woon donc xam nga c'était tous de grands lutteurs. Mbaye Guèye était le lieutenant le patron. mais il y avait de la relève. mais finalement dañu mujj dem tubaab yow dafa mujj dem Birahim dafa mujj dem. lu tax ñu dem crise à l'intérieur tax. divergence ak bien sûr parce que leadership xam nga Fass tamit dafa en certain moment dafa nekk un legs familial. ndax kër bu fa champion amee rakam nekk champion écurie bi dafay nekk ci turu kër gi. ndax ñoo fa def lu kenn deful. waaw sport loolu moo ci doy waar. donc affaire familiale. non lu attends dëgg la ñoo ko liggéey. justement ñoo ko liggéey. li Balla Beye un daan wax Moustapha Gueye da nga def ni daal làmb noonu la yombee. namp sa weenu yaay nekk Mbaye Gueye namp sa weenu yaay nekk champion nga namp sa weenu yaay doon champion ñaari champion ci benn kër mënul nekk. et puis Malick bu daan bëri moom loolu la ko wax pour influence mais yàlla mooy def loolu donc. Mbaye Gueye bi mu bàyyee Moustapha Gueye a pris la relève et de quelle manière. attention avec un triomphe et puis novateur. foofu sax El Hadj Papa Dieng Attention. foofu dafa am lu xew xam nga Mbaye Gueye am na ñetti génération yu ko relevé avant Tafa Gueye Mbaye Gueye dafa bàyyi làmb Tafa Gueye dooru ñëw Tafa Gueye doonu relève fu Fass déedéet direct non non. xam nga kan mooy premier relève fu Fass ci Mbaye Gueye Mor Nguer ndax maa nga dafa sëkkatal Mbaye Gueye daan ay moroomam ba ñu jeex mu ne ko dañuy bëri maa yow tàllal ko loxo yi ba tey am nañ ba tey mu dogal ko. mu indi xeex boo xam ni keroog bi nga xamante ni maam góor gee ngi bëri fii ci sànd course ñoo keroog maa ngi moom a ànd. ak si dafa coor maa ngi moom a ànd maa ngi Mbaye Gueye ñoo ànd. keroog dañuy xeex 5 heures ba 7 heures ñoo ànd keroog. lamb ji toj léegi bi nga xamante ni maa nga taxaw na ne Mbaye Gueye dañuy bëri ndax daan naa say morom Mbaye Gueye dafa indi Mor Nguer ni ko soo daanee Mor Nguer ma bëreeg yow soo daanee Mor Nguer
ma bëreeg yow su la Mor Nguer daanee bëreeg Robert lii la Mbaye Guèye indi c'était à 81 yàlla sunu borom dogal ñu bëre Mor Nguer daan Manga. Iba Mar Diop. bi nga xamante ni dem nañu ba Mor Nguer yang Mbaye Guèye dafa fekk na Tubaabu Joor ñoom dem nañu parce que Tubaabu Joor ak Birahim Ndiaye ñoo jiitu Mor Nguer Fass. mais ñoom ba ñuy ñëw fekk nañu Mbaye Guèye am ñu bokkul ak Moustapha Guèye ndax boobu ku mel ni Faga 1 nga fa ak Faga 2. Faga 1 Mbaye Guèye génération la ñu. non Faga 1 moo formé Mbaye Guèye. moo formé Mbaye Guèye. Faga 1 moo ko formé. yaa ngi dégg Faga 2 ñëw di ndaanaan foofu nag Sadio Camara ndaanaan ba pare mbiite mooy premier lieutenant wu Mbaye Guèye. ok ndaanaan avant Tubaabu Joor ñoom di ñëw. voilà ku masata Mbaye Guèye bu la mbiite jàppee da lay sëkkatal. dëgg la bëre bu masa Mbaye Guèye masa am coono ci àddina su mbiite jàppee ko da koy sëkkatal daan mbiite jaar na fa Tubaabu Joor ñoom jaar fa Mor Nguer ak Tubaabu Joor ak Birahim ñoo bokk génération ñooñu nag bi nga xamante ni même ci ñooñu sax bi ñu di ba xam nekk fin de carrière Mbaye Guèye këf na Boy Niang indi ko. ndax booba Mbaye Niang dafa Boy Niang benn. waaw dafa toj Fass. dafa daan Fass ba Fass jeex. dafa daan Sadio Camara. dafa daan Faga 1. dafa daan Faga 2. Faga 2. daan Mbiite Ndiaye. daan Sadio Camara Sadio ci Boy Niang la bàyyee bëri dem États-Unis 5 heures la ko Boy Niang téye dóor ko ba 6 heures ñu muur ko delloo Fass. mais Khadim. man li ma bëggoon lu dox. waaw même Malick seetaan nga bëri Sadio Camara ak xale bu dëkk Pikine waay mu traité waay bëri bu metti ba. du mën Samba Diagne. Samba Diagne. Samba Diagne boucher ba borom nopp yu ko tam yaa. seetaan nga ko moom Sadio. la ilaha illallah. Samba Diagne. c'est loolu kenn mus ñoo doon bëre kat. bi lay dëgg la Samba Diagne seereer si nekkoon ndaamal màcc la. barke Mouhamed. waaye wuyu ma Samba Diagne ak Dégol. da nga koy dóor mu ñëw. bu ñu mësaa sumi ko da nga leen di seetaan. Dégol papa yi Boy Niang bii. bu kii si Dégol ak Mansour Diop ak Samba Diagne. ak naar ba. xelelu naar ba. Leyti Fall. Leyti. xam nga Leyti. bu baax. boobu race boobu. amatul boobu chauffeur yi dafa ami mbër. xam nga Alioune Fall ñoom ay chauffeur lañu waalo yi. chauffeur yi dafa am ay mbër yu dégg daali. boucher yi am ay mbër. tailleur yi am ay mbër. yoo xam ni fenn fu ci nekk raasu mbër a fa nekk. mais gis nga crise bi am Fass. am na ci écrit yëpp. foofu laa bu ñu taxawaat xam nga Pape dafa wax lu am solo nee na bu njëkk mbër yi dafa amuñu leen jiite woon mais léegi mbër ñoo jiite écrit yi. oui gis nañ ne mais am na lu bees lu am gis nañ ne pratiquement ci mbër yi am na ci ñoo xam ne fi mu toll nii am nañ ay agent genre manager. Balla Gaye Aziz Ndiaye. Modou Lo. Birame Ngingue Yékini ak Niang. donc loolu tamit ñooñu lan lañu mën a apporter mbëri tey jii nii. modernisation ñooñu xam nga. ñooñu leen dugal ci business. waaw ñoo leen dugal ci modernisation. ñoo leen dugal ci investissement. ñoo leen dugal ci maanaam placement. ndax ñoom ñëpp dañ leen yóbbu banque boole leen nag banque ñuy liggéey ak banque yi ñoom ñëpp ak Tyson. encadrement am na bien sûr bien sûr. premier agent ci làmb. quand même. li Alaaji Papa Dieng wax. Langsane ko jëkkaam ñaa Langsane la jëkk a supporté ci àddina. parce que ñaa xam nga déjà. Langsane la jëkk a Langsane la Gaston Mbengue di tëgg. ñaa xam nga ñaa bi muy sponsorisé làmb ci Gaston 92 100 millions la sel am bilsee. bilsee yëpp ci àddina bi 100 millions la. ñaa mi ngi jëkk a sponsorisé ci sel Elix la jëkk a sponsorisé combat Langsane ak Dame Suguer joxe ca 300 000 francs ne damay jox promoteur bi 300 000 jox mbër mi 300 000 mais soo xoolee tey. ku mel ni Yékini ku mel ni moom. ñaa moo ko yóbbu fi mu nekk. bien sûr. ku mel ni Tyson xam nga Tyson mooy mbër mi jëkk a nekk seeraan station ci Sénégal. Jibi Ngom ak Pathé Ndiaye. ak Pathé Ndiaye ñoom. parce que Tyson boo xoolee. bi ma koy dirigeant tëgg yooyu ñoo leen placé. ñoo ko placé parce que Tyson bi ma koy jëkk a tëgg. Pathé Ndiaye daf ma woo port Tyson ak may dégg keroog Mbaye Diouf ak Ousmane Diop ñoom laa yóbbu Gorée boo maa ngi ànd ak Henri magi président fédération actuel. Henri Senghor Henri Senghor. xam nga Malick li ma mën a wax dafa bari ci réew mi. moo tax ñu oo la. boobu jamono Henri laay àndal mu yor graphie plus wheel. nekk suma xarit. mu ngi yore ba léegi. nekk xale bu baax. léegi nag ñun dañuy tëgg mbapat Gorée Pathé Ndiaye ne ma dinaa leen jox salop dinaa leen jox xaalis ngeen yóbbu bëre fa keroog Tyson dafa bàkku si bëriwul keroog Ousmane Diop gaal la jël. gaalu ma tóor la jëlee caaro Diop kenn dafa bëri ba dugg si ndox mi keroog. Ousmane Diop. mais am na beneen xew bu xew. dañoo discuter Pape Dieng yi fan yi mu ngi ko discuter yow tam il faut ñu laajte sa xalaat ci làmb ji. am na ay làmb yu yoo xam tëgg nañ ko. ku ci mel ni Modou Lo Ama Baldé ñu ngi koy coow. ñu wax tamit diggante Balla Gaye 2 revanche am ak Eumeu Sène mu nekk troisième confrontation bu war a am
waaye tamit Bombardier ak Balla Gaye 2 d'abord yow naka ngay jàngatee diggante Modou Lo ak Ama Baldé. est-ce que yàmb ji yemamaay la. waaw combat yooyu ni làmb ji doxee Alaaji Papa Dieng bala maa jàll damay remercier Gaston Mbengue di ko ñaanal yàlla. amiin yaa rabbi. yàlla may ko fan gudd. amiin. yàlla may ko wér yàlla defal ko njabootam. amiin ak estafam. amiin yaa rabbi. parce que wax dëgg yàlla. dafa ndiwaat làmb. bu caaxaan demee dëgg des. nga dal de. révolutionné na làmb. bu baax a baax a baax. ndax lii mu def. mooy wane ne xaalis bi mu fay benn mbër nga jox ko ñeenti avance. menn mbër mu ci nekk jàppal ne ñeenti avance yu 300 personnes danañ ca lekk. waaw muy 1000 personnes. kon jox na liggéey menn mbër mu ne liggéey loolu 1000 parce que dama xam làmb. xam ni muy fonctionner. xam ni muy doxee. loolu dama koy féliciter. bi ci des nag mooy lenn rek mooy sama problème. muy ban. mooy dama xamul mbër yi lan lañu ci àddina ak seen supporters yi ndax vraiment Malick Ndiaye lii Gaston def ma def ko keneen def ko Pape Abdou Fall li Nicolas kenn ku ne dem génne xaalis xëy na dangaa leb wala nga tayle sa kër ñu jox ko mbër yi jox leen i avance jox ko seeni supporters seeni ndey seeni baay seeni nijaay lu toll ni biisu bi ñu président Macky Sall tabaxal ci gouvernement Sénégal. waaw ça il faut déplorer. 32 milliards ñu yàq ko comme ça. ñu yàqoon ko fan yee. yàqaat ñu di ko joxaat ñu yàqaat ko démb. c'est inadmissible dafa ñaaw vraiment man damay toog ba mu yàgg ma ne est-ce que jarul ñun promoteurs yi. ñu gërëw. ñu gerew bàyyi làmb. carrément. bu de ragal naa ne bu fekkee déggal nañu ma bu ñu tëggee combat yi ba pare il faut ñu seet solution parce que lii ñaaw na trop. trop c'est vilain. ndax Malick Ndiaye da ngay xool sàndu course kere bi xam nga sàndu course combat bi ma lay wax moo fa mujj. diggante maam góor gi Ndiaye la Pape Dieng seetaan na ko fekkee nag keroog moom Mbaye Guèye ànd Mbaye Guèye sol saariyeen la sol keroog. Alaaji Papa Dieng sol 2 pièces wax du ma ko fàtte mukk keroog si ta fa coor moo bëre ak maam góor gi bëre ba yëggul. bëre ba yëggul keroog. dëgg la sàndu course. non maam góor gi def ko touché mu génne paaka. maam góor gi ñoom ñaari fu mu dugaloon paaka bi. ci cummikaayam. cummikaay li boobu cummikaay dem paaka am jaasi am yet. xam nga da ngay bëre bu la neexee dem cummikaay jël gàllaaj ak yooyu muy dem ñu def ni gàllaaj lay jël mu génne paaka. mu génne paaka topp maam góor gi moo tax ba dimanche dellu see maam góor gi Njaay ni yéen waa Ndakaaru Njaay bëreel naa leen coursel naa leen donc dama lay wax tuuti. course maanaam dafa. dañu dàqante xel yu metti. waaw xool 1962. waaw le 16 août 1962. non astafurlah le 16 non le 6 avril 62 le juróom-benni fan ci weeru avril 1962 bi ñu defee feetu indépendance ku ñu wax Ben Bella ak juri bi ñu dikkee ci Léopold Sédar Senghor ànd ak moom ba feet gi jeex. dañ ko ne lamb lañ bëgg a seetaan keroog sànni course lañ dem ci ay bañi dénk lañ toog. keroog xam nga ku bëre Faalay Baldé bëreeg Doudou Baka Sarr Faalay boot ku ci biir nit ñi keroog président Senghor dafa li ñuy wax maire moom la def keroog. Faalay ndaanaan la. ñu dem drapeau bi. ñu def trophée ñëw stade fédéral mooy Iba Mar Diop fi la ñu bëree Faalay daan ko ñu dem ba loolu 62 ba léegi ñuy toog ci ay banc di abbi stade ñu defal ñu biisu bu mel nii te biisu bii Papa Dieng taxaw ñu defar ko mukk ci àddina biisu bii Malick Ndiaye taxaw ñu defar ko biisu bii Xaadim Samb taxaw ñu defar ko mbër rekk tax ñu defar ko dëgg la man daal damay toog ba wax dëgg yàlla man sama xol jeex na sama xol tàng na ba darajey rasulillahi li ma investir bu amutan dayo bu mu egg damay xëy def point de presse ne bàyyi naa ko gedd naa làmb dootuma ko seetaan dootuma ci wax ndax lii supporters yi def démb. li rafetul léegi nag jot na ñu sanctionné mbër mi ko def ak ay mbër mi écrit bi nga xam ne seeni supporters la ko def. nañ leen sanctionné à vie. yaa ngi fàttali sa làmb daaw ji ni mujjee. sama làmb daaw ja. noonu dafa yàqu complètement kay. yaa ngi dégg xool sama la xam nga man moi je suis la dernière victime de la. ci saison daaw maay dernière victime mais victime nga Xaadim victime bu am ak li ci def yëpp. ak li ma daj ci làmb jooju nga xam ni combat boobu li ma ci daj mënu ma ko wax ci àddina donc daal li ma la bëgg a xamal mooy loolu entre parenthèse la bu ma doon def léegi la Xaadim yow loolu li am lan moo ci sa xalaat li ci sama xalaat mooy équipe bi nga xam ni ay supporter am ñoo ko def ndax supporter bu ñëw ci stade mbëre la fa indi moo la jox ay billets jox la oto yu la indi nga di ko supporter di ko yuuxu di ko kañ ñu suspendre équipe ba 10 ans wala 15 ans wala 20 ans non mais Pape Dieng il faut ñu waxante dëgg la kay il faut ñu waxante dëgg mais ma ne Mbaye Guèye suspendre nañ ko fi juróomi at muy bëre di fay bien sûr muy bëre di fay biñ ko gracier bi gis nga bi ñu tojee arène Sénégal 73 Seydou Khoule dañu saisir ay machine am tailleur la woon bu nekkoon Sandaga dañ saisir ay machine am
ba pare ne Mbaye Guèye combat boo bëri dinañ ci dagg loo xam ne da nga koy fayee gouvernement. suspendre nañ fi tubaabu joor Tyson ñaata million lañ ko nungul suspendre ko fi. mais pourquoi pas ñaari loi amut biisu bii bu fekkee ni tey maay président CNC maay ministre de la jeunesse sport man Khadim Samb billahi dinaa suspendre écurie bu indi say supporters ñu toj stade bi danaa leen suspendre fukki at dootu leen bëri ku bokk ci écurie bi dootoo sëgg bëri parce que waxoon naa ne leen si mbër mu ne yaa xam say supporters ne woon naa leen wax naa ko fii wax naa ko fu ne nee naa mbër yi di leen def ay ndaje ak seeni supporters waxtaan ak ñoom. Khadim loolu est-ce que mën na nekk ñëw dajale ak supporters mais bien sûr. kii ñëw comme football bi rek dama ne écoute Malick na lu mënta am amul ci àddina munuma nangam laa mën a dégg mais nangam buur amul lu mu tële buur mën na ay mën na jàmm dama ne mbër mi am supporter Tambacounda xam na leen kam fa teg partisan fan ci club Ziguinchor Bakel Kédougou Koungheul Koupantoum Rue 13 Rue 25 Rue 29 fu nekk samp na fa fan ci club boo xam ni bu ñu ñëw kenn ku nekk danañ la jox t-shirt xam sa turu ndey xam sa turu baay yëkkati oto jox la nga dugg ci ngeen ñëw di ko tàccu supporter léeg-léeg mbër mi daw tëbal taxaw ci ay supporter am ñu yuuxoondoo ñu filmer leen su ay supporter am yàqee ñu suspendre ko dootul bëri boo léegi supporter yooyu du ñëw bu seen mbër ñëw du ñu ñëw ay amateur yàquñu làmb ji ay supporter a ko yàq ak fan ci club amateur du yàq làmb leer amateur du yàq làmb jamais de la vie supporter yi ñoo yàq làmb ji ñoo yàq stade bi suñu gan tey di fàttali moom mooy Khadim Samb Pape ñu joxee ci bàyyi ko mu soufflé tuuti. waaw ñu joxe résultat yi. football bi xam nga yow ban équipe mu nga faral sax. non Khadim laaj yow ban Khadim laa bëgg a laaj ban équipe la faral. fu nga bëgg jëm xam naa ko. non déet loolu ma wax di léegi. jégal ma rek. xam nga moom bu gore tool ndeysaan dafay kii. bilaay jégal ma rek bàyyi rek ma wax. pourtant man bi ma ñëwee Ndakaaru Gorée la mbax na man. non temps yooyu Gorée xewoon. waaw xam nga sport nag doo xew éternellement. dëgg la moo tax olof xam nga olof Njaay wax. xew ay ñàkk xew ay. booba jamono. bokk di grand place Gorée toog. mi ngi mel ni ngay dugg cinéma Plaza di fay 10 000 francs pour rek ñëw grand place Gorée fekk Pape Piskas Omar Gueye Sène ñoom Alaaji Lamine Diack bokkuñu sax su équipe waa ñoo doon toog Boubacar Seck Youssou Ndiaye Boubacar Seck notaire Omar Gueye Xaalis Sey góor gi Omar Gueye Alaaji Jaafara am Moustapha Ndiaye sama papa Beskaay Diop booba ndaanaan yooyu booba Gorée moo xewoon mais équipe bi ma jëkk a dugal ci stade ci àddina ker laa ci jëkk a dugg ker laa ci mujj dugg mooy nag Sandark moom suma doomi ndey Alaaji Momar Ndiaye président Sandark bu mag boobu kooku bi mu nekkee écurie Fass ci la Moustapha Guèye tabax non chantier ñoo fa daan daje maa la wax loolu am nga sorewul sama kër bu jógee chantier Moustapha Guèye sama kër lay ñëw juróom-ñetti combat yi Moustapha Guèye yi mu mujj a bëree mu yegg 30-40 millions maa ko signé chèque bi sama tur lañ ci def maa ko retiré Momar ak may dégg Moustapha ak may dégg benn bés Momar day yokkuloo Gaston ba mujj ma ne Momar Ndiaye boo juróon Gaston yërëm ko ndax dañu waxaale ci 30 millions dem ci restaurant bi ci ville di añ maag Momar ak Gaston xam nga Momar Gaston dafa bëgg Momar Ndiaye Momar ni ko non gat sama grand nga mais da ngay yokkal 2 millions mu ne ko waaye yokku naa 2 millions ñu dem 32 ñu toog tuuti mu ne ko non wuyu ma combat boobu yokkaatal 2 millions Gaston yokk fi ñu toog bala ñuy lekk suñu añ Gaston yokk na fukki million muy ñeen fukki million ma ne ko. non Gaston Moustapha Guèye la faraloon. ma ne ko Momar mu ne ma ne moom Moustapha Guèye ñoo doon ànd. boo doon Gaston mu ne ma ne ko soo doon yokkulu Momar Ndiaye ma ne ko Momar soo doon yokkulu 300000 wala 200000 waaye Momar yokkal 2 millions yokkal 1 million Gaston yokk yërëm ko. laay dëgg la pour wax la rek ne la. non boobu Gaston. leader dafa am solo boobu Gaston dafa yéene Moustapha. voilà ndax bul fàttaliku Moustapha bi muy bàyyi. Gaston ko wutal ñaari combat yi mu demee retraite. te it nag bërëm ak Balla Gaye ak bërëm ak Lac de Guiers numéro 2. te itam nag Momar Ndiaye doon leader. parce que daf doon wax Moustapha Guèye fii nga yem. non kilifa la non Momar kilifa la. feeg mbër mënoo ko ni fii ngay yem. dëgg la mu yem fa yilifaloo ko. Pape Laye ñu dem publicité le temps ñu del si waat. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Pyrovalda Val d'Afrique ak Pyrovalda ñoo leen di may seen émission rétro sport. lay kon mbokk auditeurs yi ba tey xam nga ne suñu invité tey Khadim Samb la waxtaan bi neex na lool mais dañuy dem nag ci football bi. ci Ligue 1 bi ak 21e journée bi. Dakar Sacré-Cœur Tëngéej daf ko gagné ñaari bal ci dara Casa Sport ak CNEPS def match nul 0-0. AS Pikine gagné ñaari tali 1-0. Union Sportive de Gorée Jàmbaar enfoncé ko c'est-à-dire gën ko dugal ci biir ndox mi xam naa fi mu nekk sax war nañu lap ndax 2-0 lañ ko dóor. Stade de Mbour tamit gagné Jaraaf 2-1. Génération Foot ak Mbour Petite Côte Génération Foot moo gagné 2-1. Ndiambour tamit gagné Douane 2-1. léegi nag ci classement bi Tëngéej moo jiitu mi ngi am 44 points deuxième Pikine am 39 points troisième Génération Foot am 38 points
dernière place yi nag 14e place bi Gorée moo ko jël am 15 points 12e place bi 13e place bi du moins Ñaari Tali moo ko jël am 16 points je crois que Malick. Gorée fi mu nekk dem na 2e division je crois. Je pense pas que. et titre bi léegi sax ñu koy joué 4 équipes ñoo joué titre bi léegi. Douane Jàmbaar la. Génération Foot Pikine ak Teungueth FC ñoom ñoo joué titre bi fi mu toll nii. mais entre Gorée mais Pape xamul lu tax ma ne c'est parce que boo xoolee Gorée à 15 points. Premier relégable bi 21 points la toll donc ba léegi c'est jouable. te des na ay mais Malick bàyyil di wax loolu ngay wax lu mat 4 journées 5 journées ëpp na sax depuis le début ba léegi Gorée mooy jël dernière place bi. da ci yàgg te li muy gagné bariwul. li muy match nul bariwul li muy perte moo bari. boo seetee premier bi mi ngi am 44 points. Gorée am 15 points. xam nga Malick loolu c'est 30 points de différence. 30 points de différence. secondo ki nga xam ni mooy premier relégable bi muy Ñaari Tali. moo jiitu Gorée. Mbour Petite Côte am na au moins 21 points. waaw mais loolu laa xam nga moom laa expliqué mais loolu c'est-à-dire yow li ngay wax c'est en fonction bu fekkee Gorée day gagné mais Gorée gagnéwul Malick Gorée est en 2e division même avant la fin du championnat il y a de fortes chances que ñu dem 2e division xam naa li ma la wax. bu ñu jógee ci loolu. ñu dem ci Ligue 2 bi tamit 21e journée bi. waaw foofu tamit Guédiawaye football club. mooy sànni na bu amee benn victoire rek. dafay dem sànni na Carabas ndax li des. xam nga Moussa Thiam nga keroog ne Guédiawaye football club dafa am ren di lu bees. man daf ma jaaxal sax remontée bi ñu def. non ils ont un président boo xam ne qui a investi de l'argent. mooy ki xaaj bi tudd léegi président Laurent mooy Lat Diop. peut-être moo pratiquement moom dafa ñëw xam nga Guédiawaye dafa nekkoon tout le temps ay difficultés ay xëccoo. voilà mais dafa ñëw ren ji li mu gën a def moom mooy fédéré nit ñi maanaam ñëpp gis ànd ci projet. voilà xam nga nag loolu tamit peut-être position bi nekk tax mais Guédiawaye tout le temps da doon am ay crise toujours Khadim Malick Pape Dieng tout le temps musul am stabilité. dëgg la géej na am stabilité bu yàgg moo tax lu am problème mais foofu am na base am na jour am na lépp mais kii dafa ñëw. fédéré ñu réussir na loolu. ba pare def El Hadj Diouf directeur sportif. li Fall daa wax la def Fall def ni bis dañ koy séddoo. El Hadj Diouf mooy directeur sportif mooy directeur bu Guédiawaye football club. donc fi mu toll nii moom une victoire bu amee dekki ba pare tam beneen biir tam ren jii dafay jouer à domicile c'est-à-dire ñoom il joue à Amadou Barry c'est comme Pikine c'est-à-dire boo amee sa start bopp bien sûr xam nga tey ji ay Jaraaf li ñu sonn ay Gorée yëpp tey ji du ma wax ne du ma justifier seen défaite mais non mais loolu joué ay Ñaari Tali yëpp tey ji bu ñu amoon tey Demba Diop di fa jouer kon du demee nii mais man la wax mu ngi noonu waaw dëgg la ci Ligue 2 bi jeune ñoom tamit seen 21e journée jamono bu Fatick dafa gagné Renaissance 2-1 Demba Diop ak Port def match nul 0-0 Iso ak Duc tamit def match nul 0-0 Guédiawaye football club gagné Thiès football club 2-1 Linguère gagné Sonacos 1-0 Africa Promo Foot ak EJ Fatick joué wuñu match bi dañ ko delloo Amitié football club tamit ak Kër Madior joué wuñu foofu tamit ci classement bi Guédiawaye football club moo jiitu mi ngi am 46 points Linguère topp ci am 42 points Wakam topp ci am 32 points gis nga Linguère gagné rawee na Wakam 10 points Guédiawaye rawee ko 4 points donc Linguère ak Guédiawaye daal en principe il devrait monter en Ligue 1 mais comme que rien n'est encore joué il faut attendre la fin du championnat pour déterminer équipe bi nga xam ne dañuy yéeg ak équipe yi wàcc ñu dem ci national 1 bi tamit am na pression 21e et avant dernière journée kon fu mu nekk loolu jeex na Malick jeex na résultat yi nii la tëddee AS Cambérène Saloum daf ko gagné 2-1 Olympique de Ngor Walidane gagné ko 2-0 Yogo gagné Pépinière Sud 2-1 Renaissance bu Yoff gagné Lusitana 2-0 Gazelle bu Kédougou gagné AS Kaffrine 1-0 Kayor Foot City Olympique Kayor Foot moo ko gagné 1-0 AGEL bu Rufisque tamit dafa gagné Etix 2-1 tey jii Avenir Mbacké mooy daje ak Assur ci Alassane Djigo tamit Stade Thiaroye moo fay daje ak Jamono. Jamono gagné Stade Thiaroye moo gagné 4-2. ah bon waaw Avenir de Mbacké ak Assur 1-0 pour Assur. Gendarme gagné Université Saint-Louis 1-0. Also gagné Racine de Dakar 2-1. Gendarme waroon daje ak. Gendarme moo gagné Also gagné. donc ba léegi ñu ngi ci mano yi ak tamit coach Moustapha Seck bi nga xam ne tamit moom mooy tàggat Also wax naa la Pape Also projet bu am solo boo xam def nañ ko ngir fexe ba dellusiwaat ci li nga xam ne moo nekk Ligue 2. Moustapha Seck moo leen di entraîné waaw maanaam Also c'est un projet boo xam ne bu am solo la ci wàllu Europe bi tamit rapidement le temps ñu jël ci sa bés bi Europe bi gis nañ ne Pape am na ay match yoo xam yaa ngi seen Europe bi ma la ñu tolloo doo seet non maa ngi seetaan football léegi nag. mais benn temps yi nag yaa ngi ci politique. waaw maa ngi ci politique. ndax fi mu nekk sa président dafa def tournée économique. xam naa boo demul tamit yaa ngi joxe ay message ou bien nga ànd ak gars yi. waaw xam nga yow ndaanaan nga. waaw xam nga te ko àndal day gagné. xam nga suma président. du président Macky Sall maa ngi koy féliciter solennellement.
di ko ndokkeel ci tournée économique bi mu def ndax damay wax ne Khadim loo bañ lëg ne lëg yaa guddi waaw d'accord nañu Khadim ndax li mu inauguré ci Saalum ak Siin Tamba Bakel Kédougou Koungheul Koupantou Kousanaar Kaffrine man mi xam foofu xam Kaffrine nga sama xarit ba sandeene aram fa xam ma ca gànnaay tubaab yi as ndaw bëlam ndu kumaan dëkk li mu def foofu bërki dem mu dugg Fuuta damay wax ne man li may wax yàllaa tax ma di ko wax damaa wax ne li Macky liggéey ëpp na ngay wax waaye liggéeyul kenn du ko wax d'accord ñaareel bi mooy xam nga man maa ngi dem naa def naa suma déclaration Alaaji Papa Dieng samedi li tax ñëwuma ci sa làmb ji nga baal ma maa ngi woon commune Dendey Guy gi fi ma juddoo posé naa suma candidat pour nekk maire pour nekk maire commune Dendey Guy gi may féliciter tous les journalistes journalistes yëpp luy télé ci Sénégal ak rajo fekk nañ ma Dendey barki dem kon def nga déclaration de candidature def naa déclaration de candidature élection maire bu àndee ak dogali yàlla ndeysaan wax naa ni ci benn Khadim boo nekkee maire xam naa ni man ngay àndal xanaa booy samp drapeau bi laa ilaaha illallaah Ndakaaru kenn du fi des loolu kay boo nekk naa maire ba pare bi may doon maire wutuma ko leen ndeysaan doon naa maire ñaar fukki at wutuma ko dafa def lu baax moo tax ma ne barki démb suñ ma defee teddal su Benno Bokk Yaakaar maay gañe buñ ma ko defut bu ma defee beree sama liste maay gañe foofu laa juddoo fa laa màgge fa laa yaroo fa laa dëkk ñoom laa xam ñoom a xam mais gis nañ ne Pape même tuuti rek keroog dafa am bés boo xam ne wax ñuy xawaabal muy bésu Alaaji Papa Dieng keroog Vox Arena xam nañ jokkoo ak ñoom léegi sax waa Vox Arena Pape Laye su fekkee mën na leen au téléphone ñu jokkoo waa Vox Arena yi ñu tànn ko jagleel ko bés boo xam ne bés bu am solo la xam nga man lu ma xam ci làmb ginnaaw yàlla yéen ñaar la du dëgg parce que yéen sumay parrain wan ma nit ñi boo ak contact lépp ginnaaw yàlla yéen la loolu moom dama koy wax tout le temps dama koy wax noonu moom ñu yàgg ci lu bare bare bés bi dafa am solo dafa ma neex lool parce que dafa mel ni man la làmb ji nag mu ne man nga keroog sa làmb ji xam comme nag bés la analyser bu gaaw parce que man jàppoon naa ne garga dëgg moo jàng mais malheureusement lim liiroon moom moo am lim liiroon moom moo am xam nga yow bi ñuy waxtaan ci diggante Franc ak Tyson waaw yow yaa ngi bàyyoon xel rek ci xeex bi Tyson waaw de mën waaw te it mën na bëri waaye xam nga li Xaadim di wax doole doxul jàmm wallaahi ndax xale yi fi mu nekk xam ne ñu ëpp mag ñi doole donc bu arbitre bi sifflé boo ñëwul ñu ñëw làmb ji duñ ko may temps ndax duñ la may sax nga réfléchir xam ne ni xale lañ ñoo la gën a frais te it li ngay calculer duñ ko calculer te ñaar dafa am ci xale yi muy Franc ak Reug Reug dañu mbapat ba seen yaram màndi ci mbapat ñu dem jàngi xeex dañ jàngi xeex de dañu wut spécialiste en bagarre et en boxe ñu leen di entraîner ba ku xeex ak ñoom sa météo ñu def loolu la bett gisoo Reug Reug fi mu nekk waxatuma la bëri simple mais xeex bi la def ba mu mat sëkk Franc loolu la def poids bi ñu am compétition bi ñu am ñuy bëri ak mag bu leen magee benn at wala ñaari at bu ñu la attaqué da ngay am problème donc loolu moo tax Franc gis nga bëri ni mu ko am te Alaaji Papa Dieng mbapat mooy nawetaan ci football mbër mu la dàq mbapat xanaa xamoo ne ku dégg roi des arènes mbapat nga ba màggat non mbapat boobu làmb mbapat la Franc fii may wax ak yow tey ñi doon roi des arènes nag ñu ko doonoon ba pare ñu ko doonagul kuñ ci jox avance am nga bañ ko xeeboo ko danga ko ragal mën na laa indil coono dafa mën a bëre lool kaar te néewul doole ba pare ñime li Alaaji Papa Dieng wax bés bi nag di bésu Alaaji Papa Dieng xanaa xamoo ne Malick bés ba lañ koo tudde nit dañ ko waxtaane dooru ko koo tudde waaw te ñett war naa tax ñu tudde ko Alaaji Papa Dieng ndakaaru gi fi la juddoo fi la ndeyam juddoo fi la maamam juddoo fi la waa Dakar la muy waa ndakaaru yàlla sunu borom dogal mu nekk ci soxóoru fi làmb ak football nekk ndax dama la ne diggante Fass Colobane Gueule Tapée Médina foofu moo doon ndakaaru kàngam yi téye leen Senghor réew mi foofu lañ dëkk góor gi Alioune Diagne Mboor góor gi Doudou Diall góor gi Bilal Fall sunu maam Seydou Nourou Tall yaa ngi dégg nga ñëw ci ku mel ni Ali Koddu Diène papa yi maire Aram Diène Ali Koddu Ndooy maamam ñëw ci góor gi Alioune Diagne Mboor ñëw ci Mbay Diagne Deegay Baye Bakary Diagne ñëw ci góor gi Yaxya Diop ndaanaan yooyu ci kuru kara bii la ñu nekkoon jigéen ñi nga indi ku mel ni Ajaratu Ndumbe Njaay Adja Seyna bu Géy Ndak Adja Aram Diène indi ñoom jigéen ñu mag ñooñu ba ñëw ci rii mat leen Adja mat leen Ngom bu Rëbës ak Maguette Ndiaye Sanu ak Maguette Ndiaye Sanu maamam papam yaayam
mag ñooñu ñoo nekkoon booba ak Fat Diop Diaga Mbass Ndakaaru ak Fat Diop Diaga ak ñoom bëgg làmb ñoom Ndawa ñang alaay Youssou Diène bu daa jëm arène sénégalaise ndeysaan. Badara Mbaye Kaba koy topp mu dox duggat mu di ko woy leen ndeysaan kon bu fekkee Papa Dieng dafa juddoo foofu ànd ak Mbaye Guèye ci kawar gu ñuul ba kawar gu weex liggéey ci làmb lim ci liggéey nga xam ne ku ma jombal ci làmb mbër nga te moom rek laay déglu ci làmb mu jombal ma ndax làmb rek laa xam ci àddina bëre naa arbitré naa maa ngi tëgg làmb musuma seetaan dara ci àddina man bugguma dara lu làmb ci àddina ba fii may wax ak yow mais man li ma ko bëgg a laaj Khadim kon bés boobu ñu ko jagleel ñett war naa tax liggéey nga ko ci làmb mérité nga ko ci yar ak i teggin ak bëgg sport ak rafetal loolu tax gone yu baax yooyu toog réunion ca biir ne Alaaji Papa Dieng yónni bés bi ñu jox la ko mais Pape keroog position bi nga toogee yaa ngi dem reporter lamb keroog nga ñëw ak délégation la may laaj rek lan ngay keroog xam nga tout le temps da nga doon dem reporter ngay dem Bien sûr. dem toog def sa grand bu baax ñëw toog takk say lunette ñëw toog di reporter tey keroog nga am délégation man jaar naa kër keroog gis ñu ko waajalee bés bi yëpp ban lan mooy différence bi position joxe drapeau ak position reportage est-ce que am na différence bu ndaw am na différence bu mag position toog ñu tuddee drapeau moo dàq foofu moo tax non du benn sax Xaadim xam na ci dara loolu ñaar rek benn. mu dàq ci àddina bés bi nga takkee soxna ñu indil la ko sa kër ak bés bi nga ngénte sa taaw lu loolu bés boobu wallaay dëgg la ndax bés boobu Alaaji Papa Dieng Sénégal gépp xam na ni sénégalais bu réewam delloo njukkal la te njukkal duñ ko delloo ku jëful jëfa tax ñu tuddee la ko wallaay dëgg la sàmm boo doon nelaw doo ko am Dieng wallaay dëgg la mais gis nañ te mobilisation bi population bu mag a mag a mag Aha. moo tax ma la maa ngi gërëm ñëpp waaw ndax suma xarit yëpp ñëw nañu ku ci nekk li la war def nga ko fa la ñu yendu nekk ak man xam nga loolu dafa neex say xarit yoo xam ni yàgg ngeen lool ba ngeen di xale ba tey ji ñu ñëw daje sa kër ga ak say mbokk ak say jaboot dafa neex waaye nag tamit daf ci am ñoo xam ni nag mention spéciale laa leen defal ku ci mel ni Baye Oumar directeur général directeur général xam ni bés bi daf ko jël def ko bésam comme moo ko moom ci war yëpp mu def ko bu ne keroog dem naa fa def na ma journée bi yëpp mi ngi may woo téléphone mu ngi noonu foo toll nu affaire yi toll mu ngi noonu moo doon ñu koy ñaanal ndax nit dina la jiital ba pare féexal la nit dina la jiital sonnal la mais Baye Oumar sonnal la ñu déedéet kon man péex gi mu ñu jox ak jàmm ji mu ñu defal yàlla na ko yàlla defal amiin mais nag mu am ñoo xam ne nag xam nga mention spéciale dafa am Xaadim mënta ñàkk xam nga yow déjà li ngay waxal Macky Sall doo ko waxal kenn déedéet ndax mention spéciale la mention loolu spéciale loolu mooy mention mention spéciale spéciale man nag mention spéciale dafa am ñoo xam ne dama leen ko décorer ci bés bi ku ci mel ni maam Cheikh Mbaye bu jéeri ngóone teraanga yu rëy yi nga xam ne maam indi Cheikh na Mbaye jiili maam Cheikh Mbaye jéeri ngóone production waaw mooy xale bi nga xam ni mooy defar maanaam artistes yi di leen tegal ay spectacle ndaa la dëkk moo engagé Wally Seck le 7 août ci stade Ngalandou Diouf ca Tëngéej lay ndeysaan Wally nag day jóge ca stade ca arène nationale waaw door dem stade Ngalandou Diouf dëgg la Wally kay xam nga nag boo amee bés nag waaw day ñëw arène nationale ca 7 août seetaanul benn bàyyam seetaanul benn bàyyam moo tax sama doom bi ma ni ko démb non mention spéciale xam nga lu ma ko tuddee joli cœur waaw lay mooy joli xol bee rafet xol bee rafet tey bu la xam naa ni bàyyam foog yàlla fay bu la yóbbantee teraanga nga féex mention spéciale maam Cheikh Mbaye mention spéciale Wally Seck comme li ma la wax def na yëfu doom ak yëfu jarbaat wallaay ndax man baay bi sama xarit la waane yaay ji sama mbokk la wallaay ndeysaan mu ràññee ko baayam wax ko yaayam wax ko wallaay ndeysaan lu rafet rek la ci def wallaay kon maa ngi koy ñaanal moo tax man la joli cœur laa ko wallaay tudd ndeysaan tudd ak tamit le président Doudou Wade waaw kooku ndax non seulement dafa def témoignage mais kër ga la yendu da ngeen a yàgg nag te il était occupé waay ndax xam nga déjà parti démocratique sénégalais ci loxoom la nekk wallaay daanaka ndeysaan ndax Ablaye baayam daf ko dénk Karim dénk ko muy cousin wallaay donc ci loolu la doon liggéey wallaay ndeysaan Doudou moom lu ma ko ñaanal du doy ndax dañu yàgg maak moom wallaay ndeysaan te musul fàtte dara déedéet du fàtte bu dara nekkee ci teranga lu ma am bokk na kook man da ngay xam Dakar lu dëkk nag dafa laa ànd ak man di wër di ma wutal liggéey ci sama entreprise bi dëgg la lu nekk mun ma pap defal lii ñu fay la kon kooku xam nga su ma amee bis bu fi ñëwee damay bëgg te xam nga ni moo jëloon Sophie moo ko formé à l'Assemblée nationale wallaay ndeysaan nekk président du groupe parlementaire wallaay ndeysaan moo tax ñuy ñaanal soxnaam day roxee yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin yaa rabbi may gërëm tamit Penda Diallo Dia madame Dia suma jigéen bu am maanaa boobu wallaay ndeysaan ni mu jekkee noonu la xol bëree wallaay ndeysaan dama ko naan da nga réunir élégance ak générosité wallaay ndeysaan te loolu amul borne jusqu'à l'infini moom laa koy wax wallaay ndeysaan muy nit ku baax wallaay taxaw ci bés bi taxaw bu rafet boo xam ne sama yaram def ci daw wallaay madame ndeysaan Dia Penda Diallo maa ngi koy ñaanal bu baax amiin yaa la généreuse l'élégante bu ñu jógee ci loolu tamit
président Idi Thiam nag sa xarit xam nga tamit kenn du moom. waaw xam nga Idi moom bu jëf du wax. kooku Ali Yacine Mbaye jur Mati Mbaye miñ dégg Mbaye Mor Thiam mu jur ko. ba loolu dara ak wax. bokku ci. buy def sax du wax. déedéet lépp ci silence la koy defee. Ali Yacine Mbaye maama moo dara war ak diggante njaaneeg gulum ak muxu gaynde ga tàkkusaan keroog jolof kenn réerut waaye def na leen gaynde gi ko ami mbokk tey dana ko jooy. wane na lépp de. fitu gaynde la yor. loolu de lay waajuram. taxaw woon noonu la taxaw fu mu maa la wax nekk président UNACOIS. boole ko nag ak ala kër gu ma si tabax ci àddina àlla jab doy si am na fa weer door a génn. dëgg la moo doon bàyyeb xolam. yow mi yaa ko xam. man mi maa daa yóbbu nag yi. maa ngi gërëm tamit du jànjee ko président des amateurs. waaw dafa ñëw moo jiite délégation bi. waaw xam nga kooku moom. ba pare indil ma teranga kenn du moom. c'est une pour tout le monde. waxoon nee naa ko soo bàyyee sax ñu jëli la. nee naa ko pour ñëpp nga. bàyyi woon na. mais amateurs yi dem na ko da ngay ñëw. dama ne duudu nee naa ko mu ne non sama kàddu grand ma ne ko duudu yow bëggoo lii dañ la koo joxaat. dañ la koo jox mu rafet nga bàyyi. keneen ñëw ñu woo la joxaat la ko xanaa doo ko gedd. il faut nga jël ko. mu jiite délégation bi ndeysaan. ak a mën a fay bor. dafa mën a fay fàttewul dara. mukk mooy nag gërëm tamit nag Sega Bass Camara sama diggante ak Sega Bass xam nga Sega Bass sama xarit la. maa ko formé. ci xale yi ma formé ci la bokk. wallaay ndeysaan Sega dalee wax chemise bi ma soloon ak pantalon bi ma soloon ba muy xale daf ma daan seetlu lu ma sol mu ràññee ko gisu ko ni mu mënee sañse ba pare boole ko yar ak teranga yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin muy gërëm tamit Youssou Diall président section football bu Jaraaf. na ko sama jarbaat la. moom dafa ñëw ba kër ga. la may dimbalee moo ko indil boppam. daf ne ma doo bouger ndax man sama ndijaay nga ndax Ahmed Ndoye. nga xam ne sama diggante ak Ahmed. wallaay ndeysaan ak Paate Ba jarbaatu Sega Bass. waaw Paate sama doom maanaa boobu. Cey Paate ak sa béy la. ak président Momar Ndiaye. di nga doon tudd sànq. waaw maa la wax loolu. dama ko wax ak moom rek mu ne ma te dinaa ñëw kër ga. Antoo ko jur Atumaan Ndiaye ko jur soo defaal yaayam maa jooju diggéen ko doy maamam moo dajeeg Lat Joor ci ndànd. cim kooko ne moo naqare xas ci réew mi. billaay dëgg la. Simon Ndiaye tamit maa ngi koy gërëm kooku sama doom la. ak Mbaye Diak suma benn xarit boo xam ne doomu Ndar bu am maanaa bi. ak Alaaji Cuun bi nga xam ne mooy gérer station Shell bi nekk LT ci Bourguiba bi jootu Demba Diop. ak nag sama rakk Val Jooju Cissé daf si am ay xale yoo xam ne bu ñu la defalee teranga sax bëgguñu nga wax ko. waaye mënta ñàkk waaye mënta ñàkk nañu comprendre. ak Pape Diassé nag Pape Diassé moo Ablaye Naar. waaw Pape Diassé. xam nga Pape Diassé tamit. xaritu Ablaye Naar. kenn du Pape Diassé ba pare boole ko xel ak gif ak teranga. waaw dafa am kóllëre moo taxan Ablaye ñaari grand place la dund ci àddinaam yëpp. grand place su Xaadim Samb ca dibiteeri ba ak fa kër Pape Diassé. jeex na ak Lamine Thiam Dogo. waaw Lamine moom dafa ma woo ci suba gi la ma woo. il est généreux dans les non Lamine kenn du moom ak am jom. dëgg la kenn du ko jam naan. kër Dogo la dëkk. dama ne la Lamine loo def ak moom mu fay la ko ba wis la. kër Dogo la dëkk. ak Cheikh Sarr président. waaw président Cheikh Sarr bu baax la xam nga moom du seetaan kenn. ak maître Fodé Ndiaye avocat. ñooñu daal mention spéciale. ndax ñëpp def nañ seen warugar waaye dañ def ba yokk. dëgg la maa ngi gërëm nag maam Cheikh Mbaye mu Jéeri Ngoone production. dëgg la ci jëf ji nga xam ni jëf na ko ci taxawaay bi loolu nag jaadu na. Alaaji Papa Dieng koo may ci li nga am ci lim am la lay fayee. lay dëgg la. xam nga bu njëkk bu géer masaa teral géwélam bu bés ba jàllee da ngay takk fasu naaru góor jël wëlis teg ci ginnaaw wër di sant nit ñi dëkk boo wàcc sant leen jàll ca ba ca des. te fàttewuma balaay ba de. tey nag nga am waxukaay. ak Samba Fall. balaay ba ak Samba Fall. kenn du ñoom. ñooñu xam nga balaay da ngay goroom di xaritam. lay dëgg la ndax Ayda Ndiaye moo Cheikh Saad mi ko jur. lay dëgg la yaa ngi moom kenn ngeen. sama yaay ko boot. taawam sama yaay la ko tuddee. loolu maa ko fekkee Maguette Ndiaye. waaw sama yaay lañ ko tuddee. loolu maa ko fekkee ndax boobu maa ngi dëkk kër Balla Dogo mu nekk cité police. voilà Ayda ci escalier la jàngeraam. bi lay ndeysaan. balaay di nit ku yàlla baaxal mook Samba Fall ak Badou. bilay Badou Ba. te it ñooñu dañu di gor ñoo xam ni xam nga ñi nga tudd ñëpp xariti 40 ans 30 ans. 20 ans bilay dëgg lañu yàgg. te itam damay wax toujours Malick Ndiaye ni nit ñi boo waxee bu la nit terlee nga wax ko ne jërëjëf ñu ne dóorkat bi. dóor. sëñ Mansour si borom daara yi dafa wax ni baadoolo boo ko teree dafay wax yow naa ko. muy yéen. Serigne maam Abdou Aziz dafa ne nit bu la teree ren ba déwén te déggul fenn nga wax ko buy seeti noonam na la seet. waa léegi Khadim. waaw léegi ñu ubbi antenne bi nag. parce que am na lu ñu war a laaj ak lu ñu war a laaj Pape Dieng. d'accord voilà am nañu kenn ku njëkk ci ligne bi allo sëñ bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Pape. Birahim. Birahim Ndiaye Pape Dieng. Birahim Ndiaye. waaw Pape Dieng yàlla laay wax moom El Hadj Dóor moom rek El Hadj Pape Dieng waaw foofu laa yem da nga def. ça va très bien Birahim. maa ngi lay nuyu di la ziar. ministère Bax Ndiaye.
di nuyu Xaadim Samb moom nga toogal. jërëjëf Ndiaye. Lay Ndiaye. di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax. jërëjëf Ndiaye. ana El Hadj Malick yow la waaw. maa ngi nii Ndiaye. El Hadj Malick waaw moom sama. mi ngi toog fils la moom sama fils bu baax la. waaw bu baax la vraiment bu am yëpp ci nit. mooy maa ngi koy ziar di ziar waa rajo bi yëpp nag. jërëjëf rajo bi ci di nga nuyu bokk. Baye Omar nag di jël nuyoo bi teg ko ci wax Baye Omar. lay ndeysaan. mu ngi lay dégg ma soppee si DFM yëpp nag. lay ñëpp ñoom lay bu dégg. góoneeg ñoom Kenzaag lay ndeysaan. ñoom Sarr Maana ñoom Assane Fall sama gars yi sama xale yu baax yooyu xam nga ñun waa Sud FM lañu. parce que dafa yàgg ko ngeen association tudde ko. waaw ñun ragal féete day xañu woon. wallaahi olof lay dëgg ko la Ndiaye. waaw ñun nag dañoo féete Sud FM ba ñëpp xam ne fa lañu bokk. lay dëgg la. di defalante ay teraanga di demalante di dikkalante nag di waxante lu baax. bi lay dëgg la Ndiaye. kenn du fa wax lu ñaaw kenn du fa def lu ñaaw. mukk ci àddina. waaw parce que lu ñaaw amul mujj. bi lay dëgg la bi lay Ndiaye. wala bu mujjee da ngay rus rek. bi lay dëgg la. kon nañ jéem a ne ci lu baax rek am solo yàlla na ci yàlla saxal. amiin Ndiaye. amiin Ndiaye. di kontaan sa bisu de man nag ñëwuma. dëgg la mais je te daa comprends. fekk na ma am dëj sama benn xam naa la jàgg sama ngeen ma la gisul laa xam ne am na lu téye waaw ndax da nga farlu. ndeysaan yor rajo maa ngi koy jaale waa Kër Massar yëpp lay ndeysaan yàlla ko mooy yàlla ñu yërëm. bokk maam ndeysaan ci Kër Massar mooy mu gaañ amiin amiin yàlla ko yàlla yërëm. waaw waaw xale waaw ñu ngi la koy jaale bu baax am waaye. teq-teq waaw ñu ngi la koy jaale. ko jaale ñëpp di Mais kontaan Ibrahima. loolu nag waaye nag li ma la wax ne bisu Pape Dieng du tuut xam nga lu taxoon fi ma basé woon wax ko mooy parce que nit ki bu fekkee lu baax lay wax di ko def fu mu toll mu ngi dox ci tànk lu baax di wax lu baax di def lu baax loola bis moo koy wuy si lay dëgg la. waaw li ma la koy téere laa wax Non, dama ne téere la booy def ngay lu wax. baax di wax lu baax yow téere rek ngay wax. di wax lu baax di def lu baax loola bis moo lay wuy si lay dëgg la Ndiaye. looloo la may di nga am lépp démb lay dëgg la. parce que saa yoo toogee ci làmbar yaa ngi leen digal lu baax di leen teel bon di leen jox sa xam-xam te xel mu rafet di ko dox ci biir nit ñi ñëpp nag kooku loolu boo amee bis ñëpp wuy si la bi lay Ndiaye. te loolu yàgg nga ko dox ci football bi nag lay ci dëgg la. bëre bi ci lépp nag ci sport yëpp nag yow li tax ñuy wax sportif nga quoi yow sportif nga parce que koo toogal muy karatéka ba muy judoka muy boxeur muy mbër ma ñëpp rek dina jël ci yow dara loolu dara la lay dëgg la Ndiaye. loolu dara la de lay dëgg la dañoo bokk fi ñu xaalis roote. moom tamit maa ngi koy nuyu du gërëm bu baax a baax Jërëjëf. taxawaayam Ndiaye jërëjëf Ndiaye. loolu nga wax ci Papa Dieng moo la dal di gisoo bi may lim mbër yi waaw après 1960 ma ni ñi jëkk am kër ci nga bokk lay dëgg la ak am jom. wallaay loolu teraanga la parce que nag ci ñetti mbër yi jëkk am kër endur ci nga bokk loolu la suñu borom dogal am na nag ñu la magoon waaw waaye pas-pas ak dëggu ak wut métier nga am métier. ndax lamb ak ngéwél ñooyam du fonction lay dëgg du foog lamb ak ngéwél ñooyam du fonction ngéwél du fonction lamb du fonction contexte rek la ak environnement waaw ay jaaruwaay la rek lay maa dëgg la la. wax loolu ay lay dëgg la jaaruwaay la Sam. rek te itam gis nga dafa am loo xam ne gone yi dañ koy sàggane xaadim mooy sàggane ngërëmal waajur Oh, mooy lépp. loolu nañ ne ko gone yi man ak ñëpp nañu sàgg fonk ngërëmal waajur day wax ngërëmal waajur ci la lépp ci la texe nekk ci mooy àddina lépp. bi ci la texe àllaaxira lay dëgg la. waaw te Oustaz Alioune Sall borom xam-xam bu sell bi maa ngi koy nuyu moom Mbàkke ak Aliou Mbaye maa ngi leen di waaye ñooñu loolu la ñuy déglu lay dëgg la. moobil waal day ni staanan alxuraan ko wax bi lay dëgg la. rafetal moom ci say waajur rek la commencé day ndeysaan waaw kon nag loolu xam naa ne waaw. nee nga ko laaj mais seetaan naa ko waaye gis nga Pape Dieng waa mbër mu mag ak mbër mu ndaw mbër mu mag day am fu mu toll foo xam ne naxaatee koy génne ci combat xam-xam lay génne xam-xam waaye ñëw rek ba ki la gën a fële nekk xale gën laa am kattan comme yow wala ëpp la doole gën laa féete ndaw lay dëgg la. tey ba lu muy compété soo ko naxul boobu nga daan ko day jafe dëgg la. day wax dëgg waaye ñëw rek këpp koy sawar moom it mu jëngu ne la may dooma sawar te itam dafa amoon benn motivation bu ma am parce que Tyson 2 dafa dugg na daan ñaari gaa am daan Garga 2 daan kii wax daan Gora Sock xam nga loolu moom da koy ngem mu ñëwaale ko moom lañ koy wax. te xam nga ko nga xam ne Tyson 2 daanaan pire yoo tët. bëri kat beeg xeex beeg fi lépp la yëpp man ci moom waaye nag combat li mu laajoon wax naa ko Fallou Diop xam ne mu ngay déglu ma ne ko Fallou xeexu benn loxo la woon du xeexu ñaari loxo lay dëgg la. da ngay tas sam rek ndaama boo ko tiimee da ngay dagg sa taxawaay rek jëm saare de gauche di xaar lay xam ne ñëw. ba mu ne bëxër ñett nga tëru ko lay dëgg la. loolooy xam-xam mais Ibrahima Pape Dieng bul fàtte ne Pape Fer Fall moo ñu yar moom laa la wax dëgg la mën a ñëw bokk fi ñuy roote. ah déggoo dinaa toog ba set muy waxtaan ak ñun. wax ñu àddina yëpp benn waaw lay man mooy fa la ñuy foo roote lay dëgg la fa la ñuy roote. kooku xam nga ne ku roote ci moom rek ma ne fu ma julee ñaanal ko bi lay du yow rek de. jërëjëf mais fu ma Ibrahima julee ñaanal ko kooku dama ne ku julee moom am xam-xam kenn du moom. waaw dafa yéwén ci xam-xam. yéwén te da lay wax loo xam ne gisagoo ko. doo ko gis dégg moom ma njëkk na ma di nga liggéey ci rajo ak télévision man waa gannaaw ñaanal ma jàmm man entrepreneur la marché laay wut. ma ne ah mënu ma ñëw Ablaye Naar
ah Pape ak ay Dieng. ñoom Mansour Mbaye dañuy dem à la retraite. waaw yow mi yaa leen di relever man xam nga lu ma la yëgal te nga maa ñaanal mu wut maa may Wala- marché. mënuma du ma yàq ci marché yi dara da koy yokk. pourtant Wane loolu tôt ou tard di nga toog ci loolu rajo li nga wax télévision di nettali wax. woo ko tey rek de. Birahim mi ngi toog. waaw ma ne loolu nettali woo ko tey rek de. bilaay yàgg naa ko nettali. wallaay yàgg nga ko wax wallaay doon mooy la journaliste ngay doon. bilaay journaliste ngay doon. dama ne la ba ma toogee ak moom ne ko père ñi ngay waxal bari na waaye ñi lay dégg tuuti la. bilaay dëgg la. man nag xam nga fu ma lay déggee mu naa fa mu méttee ba métti ba jaxasoo laay indi sa xam-xam teg. bilaay dëgg la. mu daal ne ma oh fils lee tax kenn mun laa daan. oh fils lee tax kenn mun laa daan. xam nga Birahim Fall waaw dafa amoon sirru sirru wallaay dëgg. ku ne sirru xam bu na rëy ni sax. Alaaji Bassirou Diagne ku Xaritam daan la. déglu Fall la xaritam la. waaw waaw. Fall fànn bu nit di jëfandikoo ci àddina Fall am na ci sirru bu mu yor loo xam ni boo ko Wallaay. dégloo dafa am koo xam dafa ma ne boo nee Fall nee na ba pare rek mupp sama télé waaw dëgg waaw bilaay dëgg la kenn ndax mënu. Fall mujj gi dundam waaw waaw. lu ci bari daf ko def ak man ci dibiteri dollar sel waaw, dana dëgg la, dëgg la, dafa dafa bëgg yàpp. dañu mës a toog di waxtaan mu ni ma Xaadim ma naa mu ni ma da ngay wuti métier ma ne ko lu tax waaw. mu ni ma nit su dee bañ tey gedd day wut fi Waaw. boppam waaw dëgg la de. waaw Wallaay ni ma teel ni ma na. nag bëre ma naa mu ni ma yàggut bilaay dëgg la. dëgg la wallaay yàggul. am na wax boo wax léegi dama koy nit dama ko daf leen wax bëri taf-taf la. dañu toog ma ne ko Fall ban bëree gën a metti ci bëri yi nga bëree mu toog ba mu yàgg mu ni ma oh sama bëri gi mbisin caam bilaay dëgg la. waaw ma ne ko bisin caam ma ne ko la. lu tax mu metti mu ni ma damaa jël bëri ba jël duma ya te ne ma duma Waaw. daan day ëpp bilaay dëgg la. ne ma damaa jël bëri ba jël duma ya nee na bëri dañ ko séddoo. ne ma bëri dama ko war na séddoo bàyyi mbisin caam xeex bilaay dëgg la nee na. mais damaa jël bëri bi jël duma yi mu dóor ma daan bilaay dëgg la képp bu baaxul. loolu moo wax rek xam-xam la. bilaay dëgg la bu bés dañ koy séddoo. loolu rek xam-xam la. jërëjëf Birahim. mais Birahim. waaw maa ngi lay waaw. Birahim dama fu mu nekk Ndongo Lo mi ngi sa loxo de. waaw waaw mu ngi ci man. te xale la boo xam ne am na avenir mais nag am ay tolof-tolof. waaw ak qualité yi mu am waane tamit xam nga doole ji demeewul noonu. waaw dañu jox la ko nag am ci yow yaakaar. waaw yow lan nga fas yéene yokk ci moom ndax xam nga ni bërekat la. waaw waane tamit dañ ni bëri doole. waaw. léegi yow xale bi nga xam ne yaa ko yore muy Ndongo Lo te nit ñi am ci moom yaakaar ndax dafa mën a bëri. yow nooy def ak moom. laaj nga ma question bu ma neex Pape Dieng. lay dëgg la. yàlla guddal sa fan. Amiin li may wax ci boole rajo Sud FM xam nga ne rajo fépp monde bépp koy déglu. waaw bi Sud FM dafa yaatu ginnaaw ñëpp la boot. li may wax it dama koy wax man maa ko ne. boo ma jigéen ñi bëri loolu li ma la bëri loolu suñ la daanee kenn daanu maa daanu. est-ce que. dégg nga ma de. bu baax bañ a dégg naa la de. maa ko ne. soo li ma la bëri loolu soo ko bëree boo daanoo kenn daanu man maa daanu. waaye nag foog nga jigéen ma nag. lay dëgg la. ñëw ànd ak man ñu jigéen ma fajar gu ne maa ngi moom ñu ngi ci terrain bi. lay waaye boo teggee tànk ci li ma lay teg rek di nga ko gis. dëgg la. bul teggi tànk ñëwal ànd ak man jigéen ma jox la xam-xam boo ko expliqué boo daanoo kenn daanu ma daanu. lay ndeysaan Njaay. waaye nag na fekk nga xoolal nga def ko ni ma ko waxee. dëgg la. lu leer laa wax rajo laay wax de rajo si defam. dégg naa la bu baax Njaay ma bi lay du Njaay moromu rajo yi. dégg naa la. si defam du moromu rajo yi te rajo fu ne lay def. dégg naa la. waaw est-ce que dégg nga bu baax Pape Dieng. bu baax. lu leer laa la wax. maa la dégg. nee naa la su ma déggal ma rek daw tey ñu ànd liggéey ko baax mu jaar fi ma ko jaarloo. su daanoo kenn yéen daan moom yàlla ko yàlla ñu ko yàlla defal. amiin yaa waaye bu boobaa bu daanoo kenn daanu man maa daanu parce que maam. yaa ko li ma koy préparé wax na ko def rek. dëgg la. jërëjëf Njaay jërëjëf. jërëjëf. waaw. Xaadim dégg nga Ibrahima wax. Pape mën nañu ubbi antenne bi. waaw ubbi nañ ko 88 la 628 98 98 nga noté 88. Xaadim dégg nga Ibrahima wax 98 98 ci Ndongo Lo. waaw li mu wax ci Ndongo Lo dëgg la parce que Birahim Ndiaye da ngay xam ni ñi dàq bëri ci Sénégal ci dëgg la ak na xaree daan. tabaarkàlla sama xaali xëy ngay ndeysaan Pape Diop Boston ñu ngi koy jaale moom tamit waajuram. yaayam jigéen naa ne yàlla na ko yàlla xaree àjjana di baale xam nga- paale ak xale yëpp. Boston un xam nga bu njëkk- grand champion. un véritable xam nga bu champion. njëkk Pape Dieng xam nga ni Birahim Ndiaye guru tën rëyu déedéet. waaye jom ak entraînement bu doy moo taxan saa bu loxoom duggee ci sa géñoo boppam féetale suuf kenn mënul téemu téqale nga toog ñu jël keneen ci ligne bi. lay dëgg la. allo sëñ bi. salaamaaleykum waaleykum salaam wa salaam. rahmatulah. Malick waaw. ñu ngi lay ziar El Hadj Malick Jean la ziar yow la. Barka Diop Sarr Barka Diop Sarr ñu ngi déglu Sarr. 93.2 ah ñu ngi déglu monsieur Sarr ñu ngi déglu bu baax a di baax. xaritu Xaadim Samb wallaay Sarr Xaadim El Hadj Xaadim Samb ah Alaaji Barke Diop ah yow de yaa xoole yow moom damay seede na yow Macky Sall rek ngay liggéeyal wallaay Diop lay dëgg la. problème bu ma nar a am jaar si rajo bi nga ni ma déet
dinaa ko lijjanti wax naa ko ba taay nag si rajo bi. wallaay Diop. wax dëgg yàlla ba sunu Louga gee. problème yi fa am yëpp lijjanti nga ko. wallaay Diop. Alaaji Xaadim. waaw Diop barka. man de yàlla moo ñu boole depuis sa dibiteri ba boobu xam naa ni moom ñàkk na lool. wallaay Diop wallaay Diop. su ma daan jógee sa coon sekk kili. wallaay Diop. lu mu guddi guddi dinaa fa jaar. wallaay Diop. ndam si yàlla coon sekk. wallaay ndeysaan yal na ko yàlla xare ay ñoom Demba Ndiir. wallaay ndeysaan ndeysaan. ak Ndiogu yaa ngi fàttaliku Ndiogu borom Black Label. wallaay ndeysaan. waaw. Xaadim. ñun Sénégal rek a ñu ñor Xaadim. wallaay Diop ci ngay dox bu de. ñuy wax nii si rajo bi dañoo bëgg mu neex rek parce que dañoo génn dem leen fu nekk si àddina bi. bu ñuy génn dañuy bëgg li ñuy gis mu mel comme Sénégal. wallaay Diop. yow nag yaa ngi bay sa waar ndax sa dëkk de moom boo sañoon moom mu mel ne France. wallaay Diop. ñu nit noonu leen bëggee suñu dëkk mel ne France. jërëjëf Diop. mënuñoo jot ci Macky mais man heure bu ma la yóbbantee man la ma soxla dana faju. wallaay Diop jërëjëf ma la koy Diop. sant nag di sant bu baax. ci FM. xam nga barka. waaw. nit soo ko bëggee dimbale. waaw fa mu war a yegg te yeggu fa te nga mën faa yegg da nga ko fay demal. dëgg la. loolu moo tax may def lu ma nit soumettre te mënu maa jot ci moom ma jot ci ku mën a jot ci moom. Xaadim Macky Sall ñoo ko njëkk a tudde drapeau lamb Louga Oroya Dia. wallaay ndeysaan. Caameen lan wax la njëkk a gañe Louga lan ko njëkk a tudde tamit drapeau Macky Sall moom xam na loolu. wallaay Oroya ndeysaan. Dia bi bàyyam dee Cheikh Fall Dia dafa ñëw taal otoom jaale si ko. wallaay ndeysaan. ku am kóllëre la. jërëjëf Dia. man nag bu jàddee bu signalé gauche jàdd droite dama koy wax. carrément. jërëjëf. wallaay merci beaucoup jërë ngeen jëf. merci Barka jërëjëf. voilà 88 la 628 98 98 98 ote suñu gan tey di fàttali El Hadji Khadim Samb la nekk communicateur traditionnel. promoteur de lutte. promoteur de lutte. ñeneen ci li candidat maire. candidat maire. seen élection. responsable politique. responsable politique. waaw da nga xam ne mouvement bi may drainer mi ngi drainer 70 000 membres. je te dis. dama am comité directeur am bureau politique. am assistante. am assistant. ñu jël keneen ci ligne bi suuf toog di allo xaar. allo. allo sëñ bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. allo. waa dafa coupé de. non réseau bi moo sant Diop. da nga déplacé tuuti sëñ bi rek. allo waaw. allo. Bro. waaw ñu ngi nuyu bro waaw. waay. allo mais bro kii bi leerul. Léegi. waaw Ndiaye. c'est clair man allez-y waaw. mais Ndiaye. allo. Ndiaye. waaw. fi ma dëkk réseau. ah d' accord. sant bu bees la quoi Sonatel bi dugg fi trop. ah d' accord wax nga dëgg. mais sinon noo def yow ak Malick. ça va baax ça a va baax très bien alhamdulilah. mais kañ ngeen invité sama gaayen bi. waaw Khadim Samb. mais sama gaayen la. ah bon. mais sa goro laa. waaw te yow da nga am ñaari cër ci man da nga nekk sama xarit nekk sama goro. mais maa la may jabar ki nga gën a bëgg ci àddina maa la ko jox. waaw moo ngi nii toog ci kër yi di la dégg ko lu mais baax. mais nag jalbaatu sama nijaay la de. ak a baax kooku. waaw ko man de lu ma bëree wax du ma ko gëm ko lu ma wax ma gëm ko. sama contrat sama nijaay moo ko lijjanti de. ma ne sa jabar maajoor Fatimi gol la ñuy maamam dañ koo booleeg fas yu ñuy wax garab ne fu mu juddoo lay dee. taxee xale bi baax kay buur la. kii jabaram bàyyi jabaram bi ko jur ak Soda Fall mi jur Momar Ndiaye ñoo bokk benn baay. xale bi kay pur sang la. laa ilaha illallah maa ngi ju ngeen ko doy seet mooy maamam le fer si judd fenk ci ko. dañ koo booleeg garab fu mu juddoo lay dee boole ko suñu maamam dafa ràmbal naaru góor dem dëkk bu ñuy wax forbot ñu jox ko jëli géey maam ci ma jokkul jëli géey borom géeju ko ci lambaay laa ilaaha ràmbal illallaah naaru góor dem si waaw ñëwagul ci ñëw moom ci la boo koy préparé li ngay jox Xaadim def sa noppi bul mer sa li sa jabar ci sàmbkata la ñuy mujjee waaye préparé enveloppe bu rëy de waxuma la ay junni ñaari junni de moom sama gaayen la. ah sama gaayen da nga koy jox dara de mais nag Birane Ndiaye. waaw waaw maa ngi koy ñaanal mu gudd fan te wér. amiin 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 dama ko yàgg observé. amiin yaa rabbi kuy seet ku baax dama ci Birane Ndiaye. oh ndaanaan la non dafa wàcce boppam moom xamuma man maa ko xam moom. non moom taalibe la mais gentleman la ñu noonu Moustapha Gueye aussi. rakku Mbaye Gueye Tigre de Fass. waaw Moustapha moom dama ko gën a naw. parce que Moustapha dafa dem gëstu xam-xam dugal ko ci biir boppam Moustapha léegi intellectuel la boo xam ni wér man dama ko gën dama koy suivre moom dafa lamb rek la xam ni non Moustapha non je veux dire il est dans son domaine il est dans son rôle lii rek la xam ni loolu la mais xam moom ak sama magam ak sama grand frère ñoo demandoo armée benn jour ñu ni moom mu ni ma bro ñu ñuy jàngal close combat nekk ñoom mën nañ ko ñoom ñaar mais dama lay wax ne la kër googu ay techniciens ñoo fa dëkk
grand Mbaye Gueye maa ngi koy ñaanal Double Less maa ngi koy ñaanal moom tamit yàlla fëgg boppam vraiment kontaan naa ci di jaxate aussi gis naa muy def ay liggéey yu am solo ci suuf di créer ay di jël mbër yu ndaw yi di leen defar parce que mbër yi la il faut ñu may leen seen chance parce que mbër yi ñi fi nekk nii dañuy dem retraite ñi waa di ñëw ñooñu il faut ñu toppatoo leen nekk waaw ñu nekk bon Cheikh Diop Boudane maa ngi koy ñaanal mais kër dama leen wax bas que mu xoolaat ñi ko topp parce que Cheikh Diop dafa jël ay des douaniers yu nekk en activité ñu koy jàppale mais ku dem retraite aussi te nekkoon ci liggéey bi da ngay jàppale ñi fi mais est-ce que bu xam football ak am na retraite ak retraite xam football kay amul retraite ak activité xam football non c'est pas ça mais dafa am instance yoo xam ni non je veux dire xam football xam football ñu trophée bi jox nañ ko douane wala diplôme bi jox nañ ko douane wala place bi jox nañ ko douane mais mu sol la tenue de la douane mu ñëw taxaw ñu xam ne kii c'est un douanier qui est en activité man foofu laay waxee ni yaay d'accord man woo ma ñi mag ñi nañu toppatoo ñi ndaw ñi tàggat leen bàyyi leen parce que demain dañu fiy jógee xale yi ñoo fi nekk suba la foofu laay waxee ni jaay jërëjëf voilà man di wax yow je suis à la retraite mais j'ai 60 ans man tey grand yi nekk foofu ñoo ma mag jërëjëf voilà foofu laay waxee man ok 88 la 628 98 98 nga tey suñu on gante moom mooy Alaaji Khadim Samb promoteur communicateur traditionnel également am nga def ko xaabaabal ka sax waaye ci la bokk lu dëgg mais ñun tey làmb ji rek lañ doon waxtaanee tey suñu xol sedd na waaw xam nga làmb ji moom Malick bu ñu demee tey ba gor su toll ni Alaaji Papa Dieng ñu tëgg làmb ju toll ni Franc ak Tyson 2 tudde ko làmb am na jéego bu mu dox xam nga soo gisee bu dara xewee ci làmb metti ma man damaa war na sëgg bëre xanaa xamoo ne booy kayre mi jur jéen kayre maa ko jëkk a téye ci loxoom takkal ko sér maag Modou Pouy 1 ak kayre 1 ak Serigne Kane ak Cheikh Loum ak Modou Pouy ñun ñoo créé écurie Mermoz ak sunu xarit ba Kamal Salame yàlla na ko yàlla xare àjjana soo gisee Alaaji Papa Dieng dama xam làmb dafa am ay noon yu yàgg yoo xam ni toujours ñu ngi ci lu yàq làmb moo tax may bañ làmb am gàkk-gàkk buñ demee ba tuddee ku mel ni Alaaji Papa Dieng làmb dem ba tuddee ku mel ni père de la nation làmb dem ba tuddee ku mel ni première dame dem ba tuddee gor su toll ni Alaaji Weeseng Fay ku toll ni Alaaji Dun Njaay Kumba Roos Alaaji Mansour Mbay président communicateur traditionnel may ñaan mu gudd fan téwér gor ñooñu maanaam làmb du yëfi saay-saay làmb du yëfi baadolo da ngay xool ñiñ tudd léegi 62 bi ñu defee feetu indépendance le 4 le 5 le 6 avril fii César nekk moo doon sànd course bi benn bee laa ñëwee ak jur di ñaari chef d'état ak Léopold Sédar Senghor dañ ko ne làmb lañ bëgg a seetaan kon làmb am na cër bu yàgg na kon cër bi làmb am Senghor gan mu am soroon na la ko yóbbu la làmb ja bu ñu demee tey ba làmb am ñu ni première dame du Sénégal toog na ca aare stade Demba Diop Moustapha Guèye bëre ak Tyson loolu cër bu rëy la lay dëgg la kon làmb bu ñu demee tey ba institution yépp ñu di leen tudde làmb ñu di ci jàpp xanaa xamoon ne ñi ñuy tudde làmb ñu di ci jàpp bu fekkee ni ñi ñuy tudde làmb du ñu ko mën a tëgg mais man damay def tey 2e édition tudde ko président Macky Sall pourquoi pas delloo ci njukkal sama rak sama jarbaat Tahirou Sarr mooy ndax président Macky Sall 2e édition la marraine éternel c'est première dame du Sénégal sama xarit mais sama léegi jigéen mais léegi gis nañ ne làmb ji yëpp dafa am ko xam ne ku am cër la ci làmb ji ma ñëw damay àggale muy président Alioune Sarr damay àggale xam nga 2e édition trophée président Macky Sall kéwé la koy bëre ak ñàkk jariñu muy combat bu rëy Bawol nga koy waaj Ndakaaroo nga koy waaj trophée bi may delloo njukkal nag Tahirou Sarr nderep moo koy bëre ak capitaine Dina muy combat bu rëy ma jël trophée bi ñuy delloo njukkal Omar Sy boroom lu jot yomb président directeur général Ocebos kooku ki koy bëre kooku nag douanier ak transitaire yi ñoo koy waajal kooku mooy Sa Ndengeleer mooy bëre ak Albouri Ndengeleer fu mu dëkk Ndengeleer Ndengeleer la dëkk waaw coow Ndengeleer ga dina ko mën a booleeg bële non du boobu Ndengeleer waaw bon Ndengeleer gii Sa Ndengeleer dëkk mi ngi ci boori xombal Ndengeleer bële am coow li boobu mu ngi mbuur boobu sax amul coow mu ngi mbuur Ndengeleer boobu ak fi ak Ndengeleer boobu ak fi Sédima nekk juróom-ñetti kilomètres la d'accord jotewuñu dara mais léegi dañu bëggoon ci lamb ji yëpp gis nañ ne 26 ans yi lamb ji am na ko xam ne taxaw lañ ko wax ngeen fii ne bu njëkk ba du ñoon def kooku Alioune Sarr la waaw
avec tout ce qu'il a représenté dans le Sénégalais. li mu liggéey kenn Alioune Sarr li mu liggéey. waaw wax li nag tënk jot na daal. waaw li mu liggéey. kenn musul gis. maa ko fekkee. lay ndeysaan doomu keroog bi ñu ko nommé. doomu Astou Senghor. keroog bi ñu ko nommé ci ëllëg sa laa bàyyi arbitre. 94. maa ngi bàyyi arbitre Fatick mi ngi may dégg. keroog la Yékini jëkk a dégg mu ñël ci àddina. bu ko sàlloo di daan. keroog bi ko sàlloo di daan booba ñaari reporter am Sénégal ak Guinée yi man ak Moustapha Ndiaye. 94. Alioune Sarr bi mu xewee la mbër am 4-4. lay dëgg la. bi mu xewee la mbër dëkk ci étage. ci la ñu respecté mbër. bi mu xewee ci la ñu fonk mbër. lay dëgg la. bi Alioune Sarr xewee ci la mbër yóbbu baayam màkk ci la mbër yóbbu ndee màkk bi Alioune Sarr di ñëw juróomi mbër a dem màkk ci Sénégal te ñenn ñi seen service leen yóbbu booba da nga naan Alaaji Maam Góor gi Njaay Sones Birahim Ndiaye. nga ne Alaaji boobu Birahim mi ngi Sonatel. Mbay ja Jóob la Léon de Jandeer. déggal juróomi Alaaji laa lay wax. Alaaji Thérèse Ndiir. bu Caaroy. ndaanaan ba. booba ñii ak ñi booba jamono bi mbay bi Alioune Sarr ñëwagut benn menacé dem Màkka Alaaji Cheikh Diop man kay maay wan ak ci làmb kenn du dindi li ma wax bi Alioune Sarr ñëwee ci la ndeyi mbër dem Màkka ci la bàyyi mbër dem Màkka ci la mbër dawale 4-4 ci la mbër dawale 4-4 ci la mbër dëkk ci étage Alioune Sarr jërëjëf moo tax ma ne gënd moom bu tan gore woon bu ñuy gubal mbaam mopp ci say gënd moom ak riche mbër ci Sénégal lay dëgg la xoolal keroog may fay Tyson 150 000 Alioune Sarr yóbbu ko ba ci 140 millions keroog may fay Yékini ñaari fukki junni te kat 50 000 laa ko jox avance moo kàddu gi jox kàddu gi 75 000 jox ko 35 000 ñu bëre bëre bu metti Yékini mii Mbaye Diouf a ko bëreel deuxième combat keroog Mbaye Diouf Pape Mayel Diop kooku it war nañ ko rendre hommage Pape Mayel déglu ma Pape Mayel moom ñoom Armand Dim si yàlla déglu ma dama la ne Pape Mayel Diop bokk na ci ñi créé Yékini sama kanam Dakar moo doon président écurie bi dama ko ni pour ma tëgg Yékini fay ko sama 100 000 maa ngi Moussa Mbegg sama xarit jóge na Amérique ñëw yaay fay deuxième combat fay troisième fay quatrième nangu mu nungu ko fay Mbaye Diouf 25 000 fay troisième combat 15 000 francs fay des 12 500 kon El Hadji Malick am naa mbégte bu rëy tey fi mu ne dama giriboon mais wér naa parce que bu ma leen gisee toog ak yéen nu seddoo émission bi sama xol day sedd maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan réew mi yàlla def ci jàmm di ñaan sama doomi mbër yi ak sama jarbaati mbër yi nañ wax amateur yi ñu delloo si seen xel yi ndax Alaaji Papa Dieng supporters yi ñooy tooñ mbër yi ñoo leen di yàqal ñoo leen di tooñ di leen yàqal kon xele yi delloo si leen seen xel ku ñu daan sa mbër ñibbil ci jàmm ku sa mbër daan ñibbil ci jàmm ñu bañ a ànd ak ñoom benn ñaareel mooy nag lépp loo xam ne dëng na ci wax ji doomu aadama matut maa ngi koy jéggalu bi ci des mooy maa ngi féliciter père de la nation président Macky Sall ci tournée bi di ko ndokkeel solennellement di fas yéene nag le 7 août incha allah mooy 2e édition ci arène nationale ma war ci delloo njukkal Tahirou Sarr ak Omar Sy bi nga xam ni kenn ku ne xam ne sama digganteeg moom fas yéene ci bëggal Sénégal signature contrat bi may jëkk a def nag damay delloo siwaat loo xam ne dama koy bañ a tudd gars yi pirate ma waaye danaa wanewaat ci culture loo xam ni lii fii ak 50 ans nit du ko wanewaat ci làmb bi ci des nag di jaale suma jarbaat suma xarit bi bàyyim génn àddina bërki dem muy Daouda Mbow xale bu baax Daouda Mbow di xele bu baax am yar ami teggin am teranga bàyyam génn àddina bërki démb mu dëje ko ci étage bi mu ko tabaxal ko yaay ay mbokkam gërëm nañ ko de kon Daouda ñu ngi lay ñaanal sa baay bi yàlla na la dëddoo jàmm di la ñaanal Mbow yàlla na yàlla guddal sa fan amiin yaa rabbi ndax Alaaji Lamine Naar Diop mi nga xam ni moom puso la day ñëw moo ma présenté Daouda ni ma kii sa jarbaata sa xarit yéen a maa sa jamono yàgg na ko def de kon Lamine maa ngi lay jaale papa yi Daouda Mbow boobu génn àddina di wax itam ni maa ngi jaale suma doom bi nga xam ni ay liggéeykatam dañu génn àddina muy Dame Dieng bu leeral point nag ndax yàlla dogal na tey ci àddina maay bàyyab xolam jërëjëf Khadim kon fi mu nekk tamit Khadim ñu profité ci pour tamit seet ñaanal Ablaye Mbaye Peex waaw sama rek ci tournée économique bi nga xam ne ndeysaan def ci bokkoon heureusement yàlla def ci jàmm ba ay point de suture rek la am xam nga tamit Ablaye dafa baax mën a wax lu baax mën a def lu baax noonu la mënoon mujjee accident bi noonu la mënoon ñëpp ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan yàlla defal ko jàmm te amiin am nañ yaakaar ni fan yii rek yu néew sax dina retrouver waat santé am entièrement fu mu la romb
ci mbedd mi taxaw wax ak yow dugal loxo bi ci poosam kon man ko mel noonu. barki démb bu amee lu mel noonu ñëpp fa koy yëg kon Ablaye ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na la yàlla delluwaat sa place. ajjuma maa ngi moom ñoo ngi tàqalikoo 3 heures du matin. ca tournée ba. mu sant loo ma président Macky Sall def naa ci moom émission barki démb ci nawoon ci samedi ji ci 2STV mu ne ma nag ma santal président Macky Sall ndax président taxawu na ko bu baax taxawaay boo xam ne bii ndax nag attention Khadim dafa mën nitam dafa mën nitam ak mën nitam soo xoolee ma ne leen dafa ma ne ko feeg yaa ngi fiy dox ma ne waaye saa boo bàyyee ma ba jërëjëf ak nag di gërëm suma xarit nag Cheikh Kanté Jibilanke kooku nga xam ni su ma gaay njabut moo tax kon le ministre d'état envoyé spécial u président Macky Sall maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal di gërëm nag bàyyi émission bi nga xam ni bii mooy nawoon muy As Ndaw ndax xam nga ni As Ndaw Khadim lii ngay def da ngay saaraan As moom laay ubbee moom ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi waaw nag na meew mi jeex bon mbokk auditeurs yi As ñu ngi lay gërëm di la sant Ndaw yàlla na la yàlla teral émission bi fii lañ koy yemale incha allah Khadim Samb invité spécial sur FM. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Piro Valda Valda Afrique ak Piro Valda ñoo leen doon may seen émission Rétro Sport